nekk numéro bi ma dugal asalaamaaleykum waaw nuñ koy waxee ci mbokk yi yéen a ngi en direct ci rajo defaral suñu bopp ñu nekk rajo nag ku koy wax dëgg yàlla nekkatul télévision c'est-à-dire lépp aw jolo kon nag ñu am ci ñaari invité parce que muy waa Diaspora Vision kii di Augustin Faye kii di El Hadj Kabo wax dëgg yàlla tey xam ngeen ne kenn mënul génn sa kër kon nag technologie bi avancé na léegi ñoom ñu nga Brescia man maa ngi Milan loolu tax mbokk yi tey via rajo defaral suñu bopp mu nekk en connexion avec Skype et Facebook mbokk yi lii lañ leen indiloon tey di leen wax xanaa rek may ñaan suma mbokk yi muy ñaari invité yi muy Augustin Faye ak El Hadj Kabo que bi jingle bi doon dem li ngeen doon wax mu ngi dégg ñu ngi koy dégg kon nag à chaque fois peut-être ku bëgg a ku noppi rek mën nga tëj sa micro ba soo waree kiyaat nga taal sa micro parce que bruit bi nekk ci seen ambiance bi day dugg ci rajo yi mbokk yi yéen a ngi en direct ci rajo defaral suñu bopp xanaa rek di leen fàttalil ne rajo defaral suñu bopp mën ngeen wut application bi ci Google Play Store waaye aussi ñi nga xam ne yorewuñ Android ñi nga yorewuñ Android mën nañ ko jël ci Apple Podcast soo defee Apple Podcast rek soo tapé rajo defaral suñu bopp wala ngeen tapé Baye Diouf da ngeen mën am rajo bi ñu ngi nag ci plateforme yu bëri ba ci sunu FM nga xam ne mooy plateforme bi nga xam ne moo jiite rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal moo leen boole su ngeen fa demee tamit mbokk yi da ngeen fa fekk rajo defaral suñu bopp waaw ci Spotify ci maanaam ci application rajo parce que léegi rajo nekkatul loo xam ne da ngay taal day wax da yow yaay tànn rek waxtu wi nga li nga bëgg a déglu soo demee ci application yi da nga gis émission yi jàll yëpp loolu la ñuy wax podcast mooy li nga xam ne lu bees xanaa rek du ma def dara lu dul dalal suñ mbokk yi kii di El Hadj Kabo kii di Augustin Faye ñu commencé ak ci séeréer bi su ma jaamu séeréer bi ñu koy wax Augustin Faye tey foog naa ne El Hadj Kabo Joola la Joola ak séeréer ñoo daje tey muy siin Saalum Saalum ak waa Casamance ñoo daje tey fii ci rajo bi Augustin ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Baye Diouf maa ngi lay sant di la gërëm ci initiative bii nga jël tey maanaam fexe ba indi benn émission ñu def ko en duplex yow nga nekk Milan man ma nekk Brescia Kabo nekk Mantova ñu war a wax nag lépp li nga xam ne rek moom mooy dernière information yi ak matukaay yi jëm nag ci feebar bi nga xam ne lëmbee na àdduna mu di coronavirus. exact
waaw jërëjëf Augustin kontaan nañu li nga wax rek ñun côté bi ñu nekk nii di Mantova Baye Diouf nekk Milan yow nga nekk Brescia donc technologie dafa avancé te ñu toll si situation wax ni dafa doy waar lool bon ñu saluer surtout l'initiative de Baye Diouf moom mooy noppi waratuñu il faut ñuy woote di waxtaan xool naka la ñuy gindee Sénégalais yi surtout ñaax leen si information yoo xam ne moom moo mujjee wattal ni ko pour daal ñu mën a xam naka la ñuy toogee bu soobee yàlla jërëjëf Baye Diouf kontaan nañu. waaw jërëjëf Augustin jërëjëf El Hadj Kabou mbokk yi donc ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne soo gisee ñu def lii ñun dañoo yàgg di wax li nga xam ne moom manqué ci communauté bi te loolu képp ku fi yàgg da nga ko gis mooy communication ci biir communauté bi information ak communication mooy li nga xam ne moo manqué gis ngeen ne wax dëgg yàlla mbokk yi WhatsApp am na Facebook am na yu bëri am na. mais dajalowuñ ko pour def ko instrument de force boo xam ne day informer suñu waa communauté looloo tax wax dëgg yàlla comme ni ma ko yàggee di wax man du ma journaliste mais ci communication lay liggéey te loolu wax dëgg yàlla maa ngi ko commencé depuis le Sénégal du actuellement laa ko def parce que même ci rajo doon naa animé sax benn émission parce que man dama gëm lii communication journaliste nag métier la journaliste liggéey la na ñaan yàlla rek suñ biir communauté bi ci suñ biir communauté bi ñu am des journalistes professionnels ay journalistes yoo xam ne ak des radios professionnels ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy gont di xëy di liggéey di dund nag ci liggéey boobu parce que képp kuy liggéey da nga ciy jëriñu wax dëgg yàlla soo gisee su ma soxla yëpp ma bàyyi ko ci moment bi du dara parce que li xew wax dëgg yàlla kenn mësu koo gis te nag ñu bëre ngi toog seen kër jaaxle su ma sañoon wax dëgg yàlla di joxe information yi d'une manière régulière information nag joxe ko du lu yomb parce que dégg-dégg bi dafa utee ci nit ñi nit mën na dégg dara jëlee ko neneen keneen jëlee ko neneen ku jàng communication da nga xam ne information nekkul lu yomb looloo tax rek wax dëgg yàlla surtout nag su fekkee ne ñu ngi koy dugal ci Facebook bi parce que ñëpp macha malheureusement ou heureusement ñëpp ci Facebook bi la ñuy informer mais Facebook dafa naqaree joxe information parce que baat boo wax surtout muy te suñuy bind ñun ci français la ñuy bind wala suñuy italien mais baat boo joxe rek da nga gis téeméeri compréhension am na ci ñoo xam ne sax dañuy mer yaakaar ne yow jóg lu yàq moo la jóglu te wax dëgg yàlla du loolu vraiment limite Facebook la comme ni ko kenn doon waxee démb journal bi gën a rëy ci àddina fi mu nekk nii mooy Facebook te amul journaliste mooy journal bu amul journaliste mooy Facebook ñëppay bind ñëppay wax ñëppay commenter waaye nag su fekkee ne ñu ngi wax wolof teylu ko développer waxtaan yi loolu wax dëgg yàlla day tax nit ñi gën comprendre mbokk yi loolu moo tax tey ma ne parfois dinay joxe information yu gaaw ci biir Facebook bi ñu ci bëri nag duñ ko comprendre may jéggalu ñi ñuy déglu ñi ñuy seetaan parce que xam naa ne ñu bëri dañuy dem ci suma Facebook te li tax sax may joxe d'une manière régulière information bi dafa am ay xale yu bëri yu ma mës a oo ne ma ñun luñ dégg ci réew mi te gisuñ nga wax ko dafa mel ni amul te wax dëgg yàlla mu nekk sas nag sas boo xam ne nit ñu bëri sas nañ ma ko lu métti la mais dinaa ko jéem kenn mënul dara nag dara motul waaye wax dëgg yàlla loolu lu ñuy jéem la di leen wax ne rajo bi mooy ci la ñuy mën développer ci la ñuy mën faram-fàcce mais suma Facebook damay joxe ay flash lu ñuy wax ay flash rek moom laay def te ñu bëri laaj ma ko nag ma war ko def d'une manière régulière mbokk yi donc lii mooy rajo defaral suñu bopp lii mooy tey émission bi nga xam ne moom la ñuy organiser de boole ko ak waa Diaspora Vision pour ñu ñëw indi faram fàcce xanaa rek di wax ci benn information bu bees bu génn depuis démb ca Brescia muy question bi nga xam ne suñ mbokk yi ñu ngi koy faral doon poser te loolu depuis le début tontu naa ci ñu bëri dañ doon wax ne amul benn sénégalais bu ñu isolé amuñ benn sénégalais bu am quarantaine amul benn sénégalais bu feebar mu nekkoon nag erreur de départ boo xam ne wax dëgg yàlla lu grave la yàgg naa di wax ne amul sénégalais bu amul coronavirus du wax li nga xam ne moo war a nekk wax mooy nan la ñuy fexee sénégalais yi ci seen bopp
xam ne coronavirus bi mën na jàpp ku ci nekk nga ñuul nga jaune nga njool wala nga tuuti mën na la jàpp donc dem leen fexe wax te loolu information boo xam ne ñu ngi koy yàgg di ko joxe di ko wax fexe ñu jël seen précaution pour moytu mbir mi léegi nag c'est devenu précaution bi c'est devenu obligatoire parce que ñëpp nee nañ leen ñu toog seen kër buñ bouger ñaareel bi moo di ne li nga xam ne moo nekkoon question mooy nan la ñuy fexe coronavirus bi yàlla bum yegg suñu réew loolu moo nekkoon xeex bi malheureusement ma wéetoon trop ci xeex bi parce que loo wax rek nit ñi critiquer nit ñi mais dañoo waroon malheureusement média yu fort média moo manqué ci suñ communauté bi te lii coronavirus bi daf ko wane mbokk yi rajo defaral suñu bopp fas yéene na def ci ay moyens ànd ceeg ñëpp nag parce que fi mu nekk nii presque ñu ngi ci 4950 personnes yu am application bi donc li ko desee mu mot 5000 bëriwul te wax dëgg yàlla 5000 personnes suñu amee rajo bi ñu yaakaar na nekk mën nañ dem ba 10 000 ba 20 000 ba 50 000 personnes yu am application bu su boobaa wax dëgg yàlla dañ cee war a def ay moyens te moyens yooyu yëpp ñu ànd ko dox ko pour que 24 heures sur 24 rajo bi di mën a dox ay nit di ci liggéey ay correspondant nekk ci dëkk yëpp ci Italie ak ci Europe nga xam ne duñ def dara comme niñ ko waxee di wax nekk waay doomu sénégalais yi nekk waay africains yi ci bitim réew la fa xew lu neex ak lu naqari ñu jël sotti ko def ko ci rajo defaral suñu bopp kon nag information bu bees bi ma wax nga xam ne moo daanu fii muy wax dëgg yàlla wax jooju ñu doon wax naan coronavirus du dal nit ku ñuul coronavirus du dal africain mu nekkoon erreur yu mag waaye comme niñ ko waxee am na suñ benn mbokk nekk wax dëgg yàlla responsable bu mag ci Brescia ñu koy ooyee Ibrahima Niane moom jiite foofu benn syndicat CGL ca Brescia ñëpp xam sérieux ñëpp xam ne wax dëgg yàlla su waxee rek mooy wax ju takku la du waxantu ñëpp xamee nañ ko Brescia démb ci Facebook am ci statut mu def ci benn vidéo di attu sénégalais yi ne leen boo toog leen seen kër bu leen dox parce que am na ay sénégalais yu ko yore loolu nag moom su ko waxee dañ koy mën a gëm man gaa am na sax yeneen information yoo xam ne jot naa ko mais mënu ma koo jottali parce que source bi nga xam ne ñoo ma ko jox wax dëgg yàlla ñu mayuñ ma pour ma tas ko détaillé ko moom nag nee na foofu ci province de Brescia am na ay sénégalais yoo xam ne yore nañ coronavirus bi mbokk yi moom laa leen bëgg a déglu après ñu ñëwaat ci waxtaan wi jërëjëf. ñu toog ci kër yi. waa kay jërëjëf Baye Diouf li nga introduire. El Hadj une minute mu ngi dem élément bi. ñu ngi am feebar bi ñu koy wax coronavirus. kon nag may ñaan ñëpp ñu toog ci seen kër yi ku liggéeyul na nga toog sa kër ku bëgg a nduggi yow kenn rek yaa mën a génn dem nduggi fu am na feuille bu ñu leen di jox boo xam ne mooy auto certification bi ngay remplir pour wane fi nga jëm sinon gars yi dañ lay multi bu cher boo xam ne nii te comme que nit ñaa ngi toog daal na ñëpp toog loolu lañ leen di ñaan. ok jërëjëf mbokk mi lii mooy élément bi nga xam ne suñ frère Ibrahima Niane dugal na ko donc démb ci guddi ci Facebook ñëpp partagé ko man mi partagé naa ko donc am na ay sénégalais ci province de Brescia la wax am na mu di fàttali ne province de Brescia ak province de Bergamo ñooy province yi nga xam ne ñoo ëpp moom lañ gën a touché ñoom feebar bi fii ci Lombardie ba noppi Lombardie nekk région bi nga xam ne moo gën a touché ci région Italie am na ni ñu koy waxti yeneen sénégalais yu ko am aussi bien Bergamo ko yeneen dëkk mais wax ji du loolu wax ji moo di ne na nit ñi jàpp seen précaution ni ko nguur gi toogee toog seen kër man c'est la première fois dans ma vie ma toog ñetti jours suma kër génnuma mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp noonu lañ mën doxalee parce que nag feebar bi dafa gaaw dugg ci nit ñi jàpp nit ñi kon nag mbokk yi loolu mooy information bi la xew Sénégal yëg ngeen ko waxtaan naa ci tey ak Seydina Camara wax dëgg yàlla nañ leen éviter dem Sénégal léegi sax pour dem Sénégal jafe na nañ leen éviter dem Sénégal loolu mooy mbir mi mais nag ñu continuer di wax parce que di wax rek peut-être solution dinañ kon nag mbokk yi lii laa defoon pour introduction di wax ne émission bi donc ñu ngi koy organiser entre rajo defaral suñu bopp ak Diaspora Vision xanaa rek dañuy jox parole mon frère El Hadj Kabou mu introduire moom it am question yi mu ci def lépp nag ci waxtaanu
coronavirus la ñuy wax nan la ñuy fexe ak médias yi information yi yooyu yëpp mooy question bi tey El Hadj tu as la parole. waa kay bàyyi ginnaaw waa kay jërëjëf bàyyi ginnaaw bi nga introduction bi leer na te rafet na surtout. ñuy rappeler ñi doon laam-laame comme ni nga ko waxee rek ndax day dal der bu ñuul tey de source officielle. vraiment ñaan ku ko xam na ni ki nit ku véridique la. donc loolu weesu nañ fa est-ce que am na wala am loolu moom déjà c'est dépassé. may tënk rek bàyyi di fàttali di fàttali comme ñuy wax. ñun fii Italie la ñu nekk. Italie boo xoolee si Lombardie lañ nekk au nord de l'Italie fii la coronavirus gën a ëppee doole. ñu ngi fàttali ko comme ni nga doon waxee émission yi ñu jàll si biir si diaspora bi daal defal suñu bopp. nañu tënku si gouvernement italien kàddu yu ñuy bàyyi. exact parce que gouvernement italien la source officielle. xam nañ situation yi fan la ay ndénkaan la ñuy jox ñun la communauté italienne. surtout ci Sénégal nekk fii si biir Italie. donc pour moi la bonne chose c'est surtout ñuy conférer aussi ñoom luñ ñu bàyyi tere yi ñu terewu yem ñu yem def leen ñu def bu ñu demee ba tey fi ñu toll c'est-à-dire ñu jël Italie yëpp moo nekk zone rouge foofu mu nekk nañuy limiter génn yi. surtout ñu koy fàttali. lan moo tax surtout xam nga bàyyi yow da nga mel da nga ne dafa am benn incompréhension de la communauté sénégalaise pour man communication bi dafa d'une part baax na parce que trop de communication ça ne tue pas la communication il faut chaque fois ñuy xam ni ki man wala yow wala keneen facilité bi nga am pour comprendre message bi autorité bi jox am na sama benn nijaay wala sama benn limpaañ boo xam ne déggu italien te comprendre balaa muy comprendre il faut nga jaar si bantu wala man ma jaar si bantu wala keneen jaar si bantu pour soog comprendre donc pour man chaque fois di yeesal di fàttali ça ne tue pas la communication ansi loolu sax dafa gën a baax parce que ñun li ñu gën a arrangé mooy ñu fexe ba buy am parce que mënut a ñàkk sénégalais yi na nekk lim boo xam ne bu fekkee mënut a ñàkk na néew lool ba ñu ne alhamdulilah. moo tax chaque fois ñuy yeesal di wax rek nañu tënk ci kàddu yu ñu état italien jox que tamit nañu moytu ni ki bu baax a baax. pour man déjà on fait bien d'introduire nañu xam ni ki jombul kenn xamul lu weex xamul lu rouge xamul lu ñuul. coronavirus jàngoro la day dal ku nekk. déjà loolu dañ ko def suñu bopp. parce que jërëjëf waay. waaw jërëjëf El Hadj donc mbokk yi yéen a ngi ci rajo defaral suñu bopp en direct entre El Hadj Kabou et Augustin Faye bu Diaspora Vision kii nekk Mantova kii dëkk Brescia man mii na nekk Milan ñu def ko donc benn duplex boo xam ne dañuy waxtaan di leen wax ne rek wax dëgg yàlla képp ci koo xam ne bëgg nga bokk ci émission bi xam naa ne pour dugal la ci Skype dina jafe mais mën nga ñëw yónnee question wala intervention ci WhatsApp. su la neexee nga def ko vocal nga xam ne dinaa ko mën jàllale mais su la neexee tamit mën nga ko bind nga def ko ci suma WhatsApp muy ma fàttali leen numéro muy 389 98 16 231 numéro bi mbokk yi muy 389 98 16 231 am na beneen WhatsApp boo xam ne tamit beneen numéro muy 327 892 88 77 beneen numéro bi donc deuxième numéro mooy 327 892 88 77 mbokk yi donc lii mooy waxtaan wi après jàll introduction El Hadj Kabou xanaa ñu dugal suñ frère muy Augustin Faye Augustin ñu ngi lay déglu. waaw jërëjëf Baye Diouf maa ngi delluwaat di nuyu Kabou depuis Mantova. Alors par rapport ak question bi nga posé je pense que doute yi amoon comme ni ko Kabou waxee damay rebondir rek un peu ci lu mu jot a développé daanaka léegi leer na parce que feebar bi dafa mel ni dañ ko doon négliger tout à fait au début pas européens yi mais ñun ñi nga xam ne peut-être ay communautés étrangères lañu surtout nous les Africains parce que wax ji doon gën ci jib ak werante bi fu mu tënkoo woon mooy ndax feebar bi dina dal nit ku ñuul am déet mais tey wala ci semaine bi ñu génn gis nañ ci ay preuve yu leer ba fële sax nga xam ne mooy suñu réew di Sénégal mais nag je pense que discussion bi warul focaliser wu ci tellement ci foofu parce que loo xam ne virus la mën a doon quoi virus moom je pense que amul xeet amul kii nit ku ñuul la amul kee nit ku weex la donc fépp la mën a dem képp la mën a laal mais nag actuellement ci fi ñu toll nii actuellement ak feebar bi ak vraiment nu mu lëmbee àdduna si fépp da ñëpp tiit da ñëpp waaw je pense que mbir mi dañoo war a gën a focaliser wu ci lépp li nga xam ne moom moo jëm ci communication bi maanaam nan la ñu mën a
conseiller waat nit ñi nan la ñu mën a jàppale waat nit ñi ba du ñu laal jàngoro ji wala ba jàngoro ji du leen laal c'est-à-dire les problématiques bi foofu la war a tënku parce que lii am na ba pare ay ñi doon wax dina am yooyu mën naa ko considérer comme des détails parce que ay mbir bu amee toujours werante yi day bari donc ñi dañuy wax jëm gauche ñi wax jëm droite mais actuellement ci phase bu ñu toll on doit accentuer la chose ci communication maanaam fexe ba nga xam ne nit ñi jàngoro ji leen laal lépp foofu la war a foofu lañ ko war a concentrer actuellement. Tout à fait waaw donc fexe nan la ñuy fexe pour que nit ñi ñu xam ne jàngoro ji du leen laal El Hadj est-ce que yaakaar nga suñ mbokk yi ñu fàttali ne minimum 110 000 Sénégalais ñoo nekk fii ci Italie est-ce que yaakaar nañ ne suñ mbokk yi nekk Italie yëpp xam nañ am nañ information bu doy ci mbirum mesures yi nga xam ne moom la gouvernement bi jël. waaw Baye foofu nag dama siy rebondir parce que dafa am benn cacophonie tuuti bu am boo xam ne am na ñuy wax nit ki on communique trop am na ñuy wax nit ki nañu bàyyi alarmisme il faut ñu comprendre ñaari mbir. degré de compréhension nit ñi dafa bokkul. même boo jëlee benn classe boo demee. professeur bu dispensé ba pare am na ñoo xam ne balaa muy pare comprendre li muy wax. am na ñoo xam ne il faut bu pare ñu soog a comprendre am na ñoo xam ne. bu ñu paree ba mu dem kër ga jàng lañu soog a xam am na ñoo xam ne il faut ñu fàttaliku lañu soog a xam. donc pour moi chaque fois di yeesalaat parce que man li ma amee xëy na facilité ne comprendre naa lu état italien wax. am naa sama benn yumpaañ wala sama benn nijaay boo xam ne déggul italien bi. exact kooku lan lañ lay comprendre bu déggee man sama vocal ma ne nguur bi de nee na wax jooju xëy na am na koo xam ne daf koy soofandir parce que maa ngi koy répété di ko répété si noppam. mais am na ko xam dafa ne njëkkate woo man xamee moo ko dama yaakaaroon nii la donc il faut ñu nangu benn mbir rek ñun suñu biir communauté c'est vrai que mën nañ organiser la communication waaye pour man plus ñu gën a yaatu plus ñu gën ko comprendre du ma nekk comprendre parce que des fois tamit am na y a aussi des images qui parlent am na image xam ne ma ne moment bu ñu toll nii nañu gën a focaliser si rajo italien yi ak télévision wala journaux yi c'est très important exact nañ si focaliser bu baax a baax fa la ñu jëlee de source officielle de source sûre fan la ñu toll ak lu ñu war a def pour man yaakaar naa ni ki du ma ne tey jamono bu ñu toll ni kenn comprendre nañu ndax gaaw nañ comprendre wala yéex nañ comprendre foofu la ñu xool degré de compréhension surtout nañu éviter alarmisme bi dañ jox la possibilité à tout un chacun ku mën a wax mu expliquer am ñoo xam sont vraiment des voix autorisées tey jii wax seen kàddu jëmale ñu ko dara lu dul yeesalaat wala fàttaliwaat pour man c'est très important de rappeler aux autres que nañu tënku si xibaar yoo xam ne moom am na loo xam ne ay normes chaque jour état mën na lii mooy dispositif mais du jour au lendemain mën na am évolution waaye des fois mu am loo xam ne xaw nañu ko bàyyi mu oyof moo tax toujours di référé wu si télé bi ak rajo bi ak journaux yi surtout tamit di bàyyi xel communauté sénégalaise am na ñoo xam ne ce sont des voix autorisées te tamit di déglu tamit lan la ñuy yeesal loo xam ne lu bees nga xam ne am na te démb déggoo ko ci c'est très important fàttali ko moom yàqu dara. tout à fait waaw El Hadj xam nga da nga wax benn affaire bu important nañuy déglu télévision sénégalaise loolu xam nga bi ñuy taxawal lii si diaspora Augustin yow mi fekkee nga ko ci loolu la ñu waxoon li xew ci suñu réew mi ak réew mi nekk ak la xew réew ma jógee ñu jëm ko caytu wax ko adapté ko pour nit ñi xam ko. Évidemment problème bi ci nekk mooy suñ mbokk yu bëri kër yu bëri duñ seetaan télévision italienne yi presque ñëpp télévision sénégalaise yi la ñuy seetaan te télévision sénégalaise yi nag loolu ci affaire média lay wax média sénégalais yi amu ci benn média boo xam ne am na un représentant permanent fii ci Italie nga xam ne lu xew dañuy mën jox leen la bonne information defal leen reportage yi am yoon donc su yàlla defee ñun réew mi ñu nekk télé yi duñ leen di xool télé ya nekk Sénégal la ñuy xool te rarement télé yooyu la ñuy am la bonne information yu jógee ci ñun Wolof Njaay def ne su ndox tuuroo an baax ci des kon nag li ci des mooy ñun ñuy produire information yi di ko wax ci wolof di ko jàllale lii moo nekk objectif yi rajo defaral suñu bopp lii moo nekk objectif yi émission boobu nga xam ne ñu ngi koy def ak Diaspora Vision tuddee ko lii ci diaspora donc
il faut que dëkk bi ñu xam ni muy doxee yàgg naa ko wax yàgg naa ko wax tey nag wax dëgg yàlla dafa nekk encore une grande nécessité pour que ñu développer les médias de la diaspora médias de la diaspora comme ni ma ko waxee ci suma introduction El Hadj ak Augustin c'est vrai moyens yi amul mais nan lañ mën fexee pour mu am ay moyens loolu nag dafa laaj imagination bu bëri dafa laaj liggéey bu bëri boo xam ne dañ ko war a def parce que buñ topp la masse surtout ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci xibaar ko nekk am formation bi nañ jéem a former ñeneen ñi ñu àndal pour que ñu am un média boo xam ne day dox 24 heures sur 24 di joxe à reportage yi di am ay correspondants un peu partout fii ci Italie ak bi ci Europe loolu foog naa ne mooy moom la problème coronavirus parce que suñ mbokk moomu te tey dem Sénégal ba Touba ñu ne dafa yóbbu feebar ba gis ngeen ni ñu leen di traité ni ñuy koy xasee ci Facebook bi ñëpp ñu ngi naan moodu moodu yi dof lañ moodu moodu yi moodu moodu loolu wax dëgg yàlla lu ñaaw la loolu lu ñaaw la te ñun nag peut-être waa jooju ba muy départ sax peut-être gravité bi ak ndax yàkkamti parce que nag sa famille sa jabar yore ñaari jabar Touba yore fa famille am congé li ngay def rek mooy jéem a daw dem peut-être xamuloon danger bi muy def ñàkkul ne peut-être su ko xamoon peut-être du ci peut-être aussi doonul déglu information yi milieu yi ñuy fréquenté duñ fa wax affaire réew mi problème yi Sénégal rek la ñuy wax ak famille ya nekk Sénégal loolu lu yàgg la loo xam ne man seetlu naa ko ci communauté bi waaw loolu mooy li nga xam ne moom la ma jox la parole à Augustin su fekkee ne am na lu mu ci bëgg a yokk. waaw damay revenir un peu sur le plan de la communication comme ni ngeen ko junjee sànq c'est vrai que médias yi am nañu fii au niveau de l'Italie donc am na ñoo xam ne donc dañuy def li ñuy wax tas xibaar ay taskatu xibaar lañu. mais aussi je pense que comme ni nga ko waxee sànq on manque assez de moyens. pour faire notre travail comme il faut. mais ñun quand même ak suñu volonté ak suñu pas-pas ñoo ngi def lépp lu ñu mun pour informer nit ñi ci lépp li nga xam ne moom moo wërëngalu ci diaspora bi comme nuñ ko tënkee sax ci émission boobu ñuy wax li ci diaspora bi comme ni nga ko waxee sànq li ci diaspora bi ko tax a jóg mooy lii sax ñuy def li ci diaspora bi la en version radio. exact en c'est version pas radio mais voilà li ci diaspora bi la en version radio. donc mooy rek jéem a tënk lépp li nga xam ne xew na fi xamal ko suñu mbokk yi bu ko defee mu gën a leer ci seen ay bopp. lu bëri li dox ci réew mi aussi ñu koy gën di ko mën di comprendre. tu vois mais tamit ñun biñ koy def buñ jógee di ko def am volonté bi. du question gis la wala leneen la parce que on a le devoir d'informer bu fekkee dañoo yor ay super médiatique. mais nag fii en Italie on a l'impression que médias yi ñoom ci seen biir dañoo am ay quelques problèmes. parce que loolu tamit il faut ñu wax ko mu leer. te loolu waroon na mën a ñàkk. parce que mbir mi toujours buñ koy wër di ko wër duñu xam ban solution la ñuy trouver. te ñun ñii nag nekk fi ay représentants yore fi ay médias ay këru taskati xibaar war nañu mën a am benn déggoo ci suñu diggante ba nga xam ne lépp li nga xam ne moom moo wërëngalu ni ki ay information yu dëkk bi ñu koy mën di jàllale ni mu waree te du am benn contradiction entre ñun mais bu fekkee man dama jóg def sumay recherche def sumay investigation traité suma article wala traité suma information diffuser ko ay nit di ko jéem a weddi wala di casse de gauche à droite war nañu wax wala waruñu wax loolu beneen problème la. te bu yàggee bu fekkee noonu la ñuy doxalee aussi bu yàggee nit ñi li nga xam ne moom moo nekkoon suñu vocation maanaam le but d'informer du nekkati suñu objectif. parce que fii la ñuy nekk di sànnati xay xeer de gauche à droite. te loolu war na mën a ñàkk c'est-à-dire il faut qu'on revienne un peu sur terre tu vois. jéem a xam l'objectif même de la communication lan la. tant que loolu def ko nag. toujours ñun ci suñu biir nañu am ay problématiques yoo xam ne toujours day fës. te loolu war na mën a ñàkk. tout à fait te loolu je pense bien que war na mën a ñàkk. lii ñuy def di ça entre dans ce cadre mënoon nañu bañ a fekk yow yaa ngi toog fële Milan man maa ngi fii Brescia kële moo ngi fële Mantova. donc jël suñu temps informer nit ñi li nga xam ne moom mooy situation bi fii en Italie. bu ñu neexoon ñu ne duñ ko def mais c'est notre passion am nañu volonté bi pour def ko. donc nit ki nag bu jógee di def loolu je pense bien que la masse lu mu bon war nañ ko ci encourager. c'est le minimum. waaw kenn du wax nag ñu du def erreur. mais nag c'est le minimum koy encourager. waaw parce que li ñuy def lu muy amee njëriñ ci ñoom je pense que en retour lu mu bon war nañu am certain ay remerciements nu mu ko mënee wax wala ay encouragement loolu nag di gën a yokk suñu pas-pas ci liggéey bi ñuy def mais bu fekkee lu ñu génn wala lu ñu wax duñ ko gëm
wala ay werante de gauche à droite kii jàppal fii bàyyi fii ça pose toujours problème te sans démb rek am na ko ma doon waxtaanal moom moo ko doon wax nee na bi feebar bi jibee bi léegi bu m'excuser du terme nee na ma golo yëpp génn nañ ci Facebook léegi golo yëpp ay wax ku tëb day wax ku tëb day wax ku tëb day wax ma ne ko bu fekkee yow yor nga sa plateforme am sa page Facebook tu es comme un journaliste la neex nga wax mais li ngay wax est-ce que dëgg la wala du dëgg est-ce que li ngay wax teg nga ko sur des bases yoo xam ne yu leer la wala du leer loolu c'est à voir tout à fait parce que wax aussi di wax devant la masse c'est une grande responsabilité tout à fait li ngay wax il faut nga xam ko il faut nga teg ko sur des bases yoo xam ne yu solide la mais bu fekkee da ngay génn pour def buzz wala da ngay génn pour nit ñi gis la day poser problème te waaye nu moo ko waxee boo ko saytoo day mel ni tam loolu moo am ñu bëri ñoo ngi def ay vidéo de gauche à droite te li ñuy wax dara xamuñu ko ci soit pour def buzz wala je ne sais pas pour siiw ou je ne sais pas quoi te loolu waroon na mën a ñàkk parce que lii c'est une chose sérieuse tout à fait voilà lii c'est une chose sérieuse c'est pas du people comme ni nga koy waxee lii c'est une chose sérieuse waaw waaye ñu dégg rappel ñu dégg mise au point Augustin Faye léegi dañ dugg si vif du sujet bi yow bàyyi tey fu ñu nekk nii bu ñu waxee ñu def historique coronavirus bi fu mu dooree ba fu ñu toll nii lan nga ñuy fàttal lan nga ñuy baax rek fu mu nekk si coronavirus bi def historique bi rek waaw El Hadj Koba la wala Kaba benn la Kabo waaw El Hadj Kabo Kabo El Hadj Kabo Kabo Jola la n'est-ce pas El Hadj bàyyi nu ko laa man maay borom Casamance yaay borom waa ñaamoon la waa ñaamoon maay borom Casamance yaay borom Casamance kon nag tey xamal ne ay séeréer say borom ñoo fi nekk muy Augustin Faye ak Baye Diouf waaw El Hadj effectivement sa question bi très bonne question la xanaa rek ma ñambaas tuuti ci intervention Augustin bi di ko wax waaw di ñambaas toujours parce que def na une réflexion très pertinente parce que nag man damaa fekkee les naissances des médias privés au Sénégal dama koo fekkee waaw nekkuma gum jëm participer ci mooy bi nga xamee ne Walfadjri ak Sud FM te boobu créé woon média lu jafe la waaw parce que depuis Senghor créé woon ci muy mais dem nañ ci seen ànduwaay waxuñ ne dañ doon juboo tous les jours mais seen ñàkk juboo ci seen biir la yem musul génn fexe nañ ba xeex ak Abdou Diouf imposer que mu reconnaître des médias privés Walfadjri ak mon frère Sidi Lamine ak Babacar Touré ñoom Chérif El Walid Sey ñooñ ak ñoom Latif Coulibaly ba ñuy xeex di monter Sud Quotidien Sud hebdomadaire la woon sax après mu nekk quotidien après mu nekk rajo ba demoon nañ sax amoon nañ benn projet télévision qui a échoué bu ñu monté woon en France mais dañoo am seen fayda xeex pour que taxawal média mais ci seen biir ku leen xamoon da nga xam ne bokkuñ philosophie am na ni ñuy doxalee bokkul jubóowuñ mais kenn mësul dégg xeex boo xam ne guerre larvée ñu ngi ko doon def entre eux loolu moo tax te noonu ñoom ñu xeexee wax dëgg yàlla nekkoon ay professionnels nag doon dund ci loolu moo tax ma ne ñi nga xam ne wax dëgg yàlla fii ci Italie mbirum média ñu ngi ko war taxawal parce que gis nañ aussi ñàkk a faydaal bi nga xam ne suñu autorités yi ñàkk nañu koo faydaal muy quand je dis autorité mooy autorité diplomatique ak autorité consulaire parce que li ñuy def ñoom jël seen communiqué rek sànni ko ci Facebook wala transmettre ko association yi te duñ lu mel nii suñ demee ba benn média bu nekk Sénégal mën invité ay responsables du gouvernement mën invité ay ministres ay conseil de ministres dégg naa ne sax bëggoon nañ invité monsieur l'ambassadeur mu mën a wax ci rajo Sénégal yi donc il faut que ñu nit ñu ànd même suñ bokkul gis-gis ñu ànd pour jox crédibilité médias yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi lii wax dëgg yàlla effectivement nga baal ma foofu parce que récemment gis nga ne l'ambassadeur du Sénégal à Rome def na benn communiqué par rapport à cette maladie au coronavirus exact mais communiqué bi texte bi ci page Facebook bi rek nga koy gis te pourtant moom en tant que autorité diplomatique xam na ne fii am na ay médias am na ay këri taskat yi xabaar mënoon na jël lettre boobu envoyé ko par via email médias yi fi nekk ñëpp ñoom mun nañ ko traiter d'une autre manière sama def ko ci seen ay plateforme
xam nga ci lay ëpp mais bu fekkee da nga bind benn texte rek balancer ko noonu ci je ne sais pas quoi ci Facebook wala nit ñi di ko partager c'est vrai que dinañ gis communiqué mais nag pour mu gën a am gëdd aussi war nañ ko mën di ko tas ci kër taskati xibaar yi via email loolu tamit tout à fait mais Augustin xam nga nuñ koy waxee ci tailleur bi moom ni xaw ma nuñ koy waxee ni mu la gis rek la lay ñawale su fekkee ne ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci média su fekkee ne benn fayda bi ci war defuñ ko ci kenn benn autorité du leen jox respect benn autorité du leen jox considération comme ni ma ko waxee jéem naa en 2014 dajale fii ci ñiy yëngu ci média bañ tudd ba dajale leen mais gis naa ne sax loolu nit ñi intéressé wu leen li nga xam ne mooy problème yi sénégalais mooy yow sa intérêt mën na utee keneen intérêt te du ngeen nekk adversaire waaw sa intérêt mën na uteeg intérêt keneen da ngeen war di booloo di waxtaan am fayda nag pour loolu ngeen ànd secteur bi ngeen ànd di ci liggéey mu jëriñ leen ba noppi nag ñu respecté leen ci loolu mooy parce que su ma gisee tey wax dëgg yàlla ci Facebook ma commenté commenté ne le consulat est fermé madame le consulat di ci boppam di werenteeg man ci Facebook bi daf maa reeloo parce que wax dëgg yàlla français ak post ci Facebook mënul gudd parce que soo waxee ne tous les services consulaires sont fermés mooy bu fa kenn demati mooy bu public bi amati njëriñ ñi li 99% des Sénégalais su ñuy dem consulat seeni këyit moo tax ñu koy topp mais suñu waxee ne service consulaire fermé na man ma bind le consulat est fermé mu tontu ma ne ma non le consulat n'est pas fermé xam nga loolu dafay doon mais c'est bien fermé au public am na tey sax madame nu ñu koy waxee ci honorable Mame Diarra gis naa mu naan effectivement le consulat est bien fermé parce que le consulat su service consulaire bi tëjee xaw ma lan mooy njëriñu consulat bi ndax nag je pense que voilà c'est ça je pense public ba du fa am pour taxaw fa daal du fa taxaw te loolu li tax ma joxe information bu ñu bëri doon nañ bàyyi seen dëkk nar a ñëw Milan suñu waxee ma ne leen non tëj nañ mooy service consulaire yi tëj nañ à savoir que nag le consul ci boppam moom mu ngay xëy di fa dem peut-être am na yeneen soxla parce que nekkul service consulaire rek lay gérer am na yeneen yu muy gérer muy am na personnel bu muy gérer am na relation bu muy gérer ak nu ñu koy waxee ak les autorités italiennes urgence aussi mën na ñëw dans la communauté mu war koo traiter mais suñu waxee ne service consulaire est fermé wax dëgg yàlla foog naa ne werante ci loolu day wane rek te nag li ma ko tontu mooy mais pourquoi consulat yi nekk ci Italie ak l'ambassadeur lu tax contacté wuñ les hommes de médias def un discours en wolof partagé ko loolu. mu gën a leer. xam nga li ma ci gën reeloo mooy dafa am sax benn consul honoraire muy ab tubaab nekk Livorno moom moo mujj jël Facebook am di wax wolof di ko tasaare. loolu foog naa ne message indépendamment moom message bi mu jàllale message bi nekk ci ginnaaw message boobu mooy wax dëgg yàlla suñu autorité du pour xas leen wala attaquer leen loolu intéressé wuñu mais taxawaay bi nga xam ne moo di ne autorité administration pouvoir direction fu mun a am ci réew il faut que ñuy jottali information bi te ñooñu dañ ko war a loolu ñuy liggéey dañ cee war a am njëriñ yàgg naa di xeex biñ monté le collectif des hommes de médias là c'était en 2014 boobu madame le consulat mu ngi door a jël fonction fële ca Milan mu rencontré ñun ñëpp ñuy yëngu ci mbirum xibaar ca laa ko proposé woon ñu adopté ko ma waxoon ne ñoom seen communiqué yi dañoo war tànn dañoo war jël médias yi non seulement yónnee leen ko mais fay pour ñu jàllal leen ko loolu wax dëgg yàlla gouvernement du Sénégal da koy def ci réew ma journaux yu bëri ministères yi suñu amee communiqué dañuy fay pour ñu jàllale leen ko pourquoi fii ci Italie parce que nag wax dëgg yàlla li nga xam ne xeex bi mooy il faut que ñuy yëngu ci média def ko liggéey man mi gaa c'est pas ça man mbirum immigration laay liggéey mais dama sensible ci mbirum communication te mën naa ci conseiller ay nit mën naa ci conseiller ay autorités pour nga xam ne communication suñ ko développé wul ci communauté bi wax dëgg yàlla li mel nii ba nit jógee fi yóbbu feebar ba Sénégal ñuy xas moodu yi ci la ñuy mujjee donc maa ngi wax autorités yi mais comme man dama yàgg di wax defaral suñu bopp yéen ñi nga xam ne yéen yi déglu rajo defaral suñu bopp yéen mbokk yi di déglu seetaan Diaspora Vision bu leen wax ne rek neex na baax na jërëjëf yal na leen yàlla fay
jéem leen xool nan ngeen di def pour dugal ci seen loxo def ci seen kattan def ci seen mën-mën def ci seen i moyen mbax parce que mbir mi tey wane na mbirum communication problème ak information problème la ci suñ biir communauté bi parce que ku ci nekk sa koñ nga nekk amoo fooy déglu lii moo tax ñu taxawal rajo defaral suñu bopp def ko rajo bu yomb nga xam ne ci sa cellulaire soo téléchargé application bi rek da nga ko mën di déglu te ñàkkul ne suñ demee ba moyens yi taxaw rajo bi dina mën di circuler am ay correspondants un peu partout en Italie en Europe comme tey ni nga xamee ne benn mbokk jógee Sénégal ndax bàyyi fi jabaram nekk ci kër ga déggul italien wéet ka mu demoon Sénégal bugg a ñib si bi mu déggee ma digal ko ne ku yore kayit am ay kayit gaawal nga dem France pour xen ba mu yeggee 20 milliards daf maa oo ne maa ngi nii 20 milliards ni nga ma digaloon moom laa def ma jël ko en direct ci rajo bi donc loolu foog naa ne mooy li nga xam ne moom la ñu war a def le sujet boobu. Augustin mooy le rôle de la communication. mooy le rôle de la communication sujet boobu Augustin sujet boobu El Hadj Kabou xam naa ne dina am moment mais li may ñaan wax dëgg yàlla yéen samay rakk ngeen vous êtes plus jeune jox leen fayda liggéey bi def leen ko fayda bu leen ko def nu ñu koy waxee hobby maanaam. passe-temps rek. waa passe-temps bu leen ko def caytu leen ko di ko def di ko liggéey di leen ñaanal nag xam naa ne amul ay moyens yi amul leen ko di leen di ñaanal ngeen mën xëy yore seen bureau comme ne ko journaux yu Sénégal yore seen bureau. di ci liggéey xëy ci 8 heures wàcc 7 heures wala guddi te week-end ngeen mën di déplacer wu dem ci terrain bi loolu mooy li nga xam ne mooy li ma yéene pour dellu si nag El Hadj ci sa question bi xanaa ñu def benn pause musique rek après door a attaquer question El Hadj bi avec musique Pape Diouf ñu déglu wax dëgg yàlla Baye Demba War. Demba War ca waar waaw waaw mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp ak suñu wax dëgg yàlla ma def pause boobu jëlee ko ci Pape Diouf muy wax Demba War dem leen ci Demba War malheureusement fi ñu nekk dem leen ca waar wa malheureusement fi ñu nekk yi kenn mënul dem ca waar wa parce que comme ni ko suma xarit waxee mu ne Mamadou Tall démb mu ne soxla su nekkee ñaar dafa fekk wér-gu-yaram moo taxaw problème mi wér-gu-yaram nag moo posé ci dëkk bi ba nga xam ne ñëpp ngi toog seen kër kenn mënul dem ci waar yi El Hadj donc ñu bàyyi la nga beesalaat sa question bi muy historique yi mbirum ñu bàyyi la El Hadj daal nga développé ko. waaw d'accord Baye Diouf donc dégg nañu cri de cœur ak daal rappel yoo xam ne moom moo fi jaar daal si côté média bi lii daal ñu dugg daal si vif de l'émission. Baye ñuy laaj léegi fu mu nekk nii c'est-à-dire lan mooy coronavirus bi historique bi pour ñu jéem a yeesal encore fàttali ko tuuti histoire kii bi jàngoro gi am ñu mun a xuus si biir waxtaan bi. waaw jërëjëf El Hadj di fàttali ne coronavirus mu nga feeñee ca Chine. te nag Chine mu ngi fa feeñee ci mois de décembre ñu ne Chine mu ngi ci feeñee région bu ñuy wax Wuhan mu ngi nekk ci à l'est de la Chine nekk région bu bëri Chine xam nga nit ñi dañoo bëri presque dépassé nañ milliard d'habitants bi foog naa sax ñu ngi ci 2 milliards wala jege nañ ko su ma juumul région boobu rek mu ngi am 60 millions d'habitants maanaam li Italie am ci habitants région boobu Wuhan moom la am région mu am nag benn marché foofu marché boo xam ne mbirum marché boo xam ne dañ fay jaay façon ndawal yëpp ndawali rab yëpp dañ ko fay jaay yàlla def na nag foofu la feeñee ca marché boobu mu nekk feebar boo xam ne microbe la benn virus boo xam ne comme ñëpp xam nañ ne virus kenn du ko gis nekkul looy gis ñu ne mu ngi jógee woon ci benn rab boobu jox ko njugub oiseau boobu ñuy wax njugub bi jox ko nit ñi mu dugg ci nit ñi xam naa ne day compliqué pour ñu dugg ci détail nettali nan la duggee ci nit ñi yàlla def na nag mbokk yi ba mu xewee Wuhan
ñu bëri ci marché ba foofu ca marché bu Wuhan ca la ñu bëri commencé feebar wax dëgg yàlla ñu ci bëri nag di ci perdre seen baat di ci génn àddina gouvernement chinois ca la avertir autorité yi nga xam ne ñoo diriger mbirum santé ci àddina bi muy OMS muy organisation mondiale de la santé organisation mondiale de la santé réew àddina bi yëpp ak Nations Unies ñoo boole taxawal ko nga xam ne mooy coordonner mbirum santé parce que nag mbirum wér-gu-yaram nekkul ci kër rek yemul ci kër yemul ci réew rek yemul ci quartier yemul ci dëkk ci àddina ba tey coronavirus bi wane na ko parce que gis ngeen nim yokk tase ci àddina bi loolu mooy situation bi yàlla def na ci ñëpp yaakaaroon nañ ne wax dëgg yàlla ni mu explosé ba nga xam ne tey ci suñ Sénégal ga mu nga fa kenn xalaatu woon ko nii léegi nag Italie ci boppam bi mu yëgee mbir mi lim njëkk a def mooy fexe ay doomam yu nekk foofu ci Wuhan nan la leen di indee def na sax benn caravane boo xam ne dafa jëlee avion ay doomam yi nga xam ne ñu nga nekkoon ci réew ma ñu gaaw indi leen Italie bi mu leen di indi nag dafa def loolu ñuy wax quarantaine comme ñoom ñu ngi woon ca dëkk ba feebaruñ gaa gisuñ feebar ci ñoom mais dañ ne na leen Italie indi te suñ leen indee duñ leen bàyyi ñu tas ci dëkk bi parce que dañ leen di caytu def leen parce que feebar bi su duggee ci yow fii ak ba 14 jours ci diggante bés bi mu duggee ci yow ak 14 ak fukki fan yeeg ñeent dina waneewu dina développé wu da nga tëdd bañ xam ne yow feebar bi dugg na donc nekkul lu gaaw ci 14 jours daal diggante benn jour ak 0 jour ak 14 jours ca lay mbir mi wane ay signam nga commencé sëqët mu jàpp say voie respiratoire sa yaram di tàng wax dëgg yàlla te suñ ci gaaw jógu rek mën na la gaañ yàq la nga génn àddina léegi nag Italie donc mbokk yi bi mu indee ñooñu mu ngi leen dalal ci hôpital bu mag bu nekk Rome ñu def leen en quarantaine ñu koy wax Spallanzani hôpital à Spallanzani bi waaye nag balaay ñooñu sax di ñëw yàlla def na Italie benn chinois benn couple chinois boo xam ne ñu nga jóge woon ci région boobu ñëwoon fi comme touriste jaar Malpensa dem Venise mujjee Rome kooku couple boobu ñoom it dañoo toog seen yaram di tàng ñu feebar ci noonu lañ ooyee nit ñi hôtel bañ nekkoon ñu jël leen mettre en quarantaine hôtel bi personnel ba fa nekkoon bi mu nekkoon en contact yëpp ñu mettre leen en quarantaine ña duggoon ca bus ba parce que ñoom dañoo toogoon ci hôtel mi seen yeneen mbokk yi jëloon bus ba doon dem beneen dëkk gendarme yi dañoo dàqee bus ba encercler bus bi ñoom ñëpp ñu delloo leen foofu ci hôpital bi ñuy wax Spallanzani bu Rome ñu mettre leen ñoom ñëpp quarantaine yàlla def na chinoise bi ak couple bi mu àndaloon ak jëkkëram dugaloon nañ leen ci ñoom dañ leen isolé carrément ci biir hôpital bi commencé leen def ay traitement bi ñu defee ay traitement ñu ngi wax ne sax nañ macha allah ñoom ñaar wér nañ ñi jóge woon Chine tamit ñu mettre leen en quarantaine mu amoon sax benn xale benn doomu italien ñu koy wax Nicolo 17 ans la am moom ba ñuy dem ci avion ba lañ ko jël température am gis ne température am dafa yéeg trop donc moom jotuloon sax yéeg jotuloon ñëw ci avion bi dañ ko fa téye woon doon ko caytu bañ ko caytoo yàlla def na sax moom Nicolo amul feebar bi ba Italie yónnee avion ñu jëlee ko muy avion militaire ñu dem foofu ca Chine jël ko indi ko biñ ko ñëwee tamit yóbbu nañ ko Spallanzani yàlla def na bi ñoom ñëpp amu ci presque kenn fo naa kenn moo amoon signe bi mais kooku dañ ko denc tamit ba hôpital bi toppatoo ko mu door a génn moom ak Nicolo boobu bi mu ñëwee def nañ ko quarantaine ñu door biñ gisee ne yorul feebar bi ñu delloo ko famille kon xale boobu moo ci gënoon tuuti ci italien yi nekkoon ci Chine ñu koy wax Nicolo 17 ans lii mooy li nga xam ne mooy départ bi et Italie nag jël ay matuwaayam sur le champ loolu sax ba mu ko defee am na ci chinois yi kontaan nañ ci parce que moom moo njëkk ci pays européens yi moom moo njëkk dagg voyage yi nga xam ne avion yi nga xam ne ñooy dem diggante Italie ak Chine moom moo ko ci njëkk arrêté lii mooy situation bi ba su ma yeboon ne presque ci fin février bi lii moo xewoon
waaye nag wax dëgg yàlla El Hadj xaw ma ndax yaa ngi may suivre su ma naree tarxis rek Effectivement, nga allez, c'est bon. waaw lii mooy xew léegi nag Non, ñu toog rek ñu ne am na ab cas bu feeñ dëkk bi ñuy wax Codogno benn dëkk bu ndaw la mu ngi nekk ci province de Lodi mu ngi nekk ci région bi ñuy ooyee Lombardie province de Lodi mu ngi nekk à peu près 30 à 40 kilomètres au sud de Milan foofu la Codogno nekk ñu ne benn ingénieur bu am 38 ans moom daal yàgg na sëqat na plusieurs fois dem pronto soccorso bu Lodi ñu caytu ko mais suñ ko caytoo ba pare rek dañ koy traité comme influenza maanaam comme grippe bàyyi ko mu dem këram donc def na 2 fois diggante këram ak hôpital bi urgence yi def na fa 2 fois 3e fois bi la ñooñu commencé nag ne kii kat sootul mbir mi la yore ñu téye ko caytu ko gis ne effectivement mbir mi la yore léegi nag bi loolu amee sur le champ su ma yemoon ne foofu la li ñuy vivre nii tey presque foofu la déparé ci Italie laay wax rek foofu la déparé alors gouvernement Italie posé question ne waa ji fan la jëlee feebar bi parce que waa ji wax dëgg yàlla 38 ans la am ingénieur la musul dem Chine mais dañ ne waa ji fan la jëlee feebar bi ñu ne am na benn xaritam bu nekk benn manager boo xam ne dem na lekk ak moom dem na añeek moom te kooku demoon na Chine moom la ñuy wax patient zéro moom naan patient zéro kooku tamit bañ ko jëlee ñoom ñu caytu ko gis ne waa ji amul feebar bi mu nekk bizarre ci ñoom mais du ma deltu ginnaaw mais ñu deltu ginnaaw après xam naa dinañ ñëwaat pour expliquer feebar bi en réalité nan la duggee Italie te entre guillemets ñu ngi wax ne sax Allemagne la jógee parce que ki ko njëkk am ci Europe dañ ne Allemagne la nekk ci benn multinationale boo xam ne day liggéey ak multinationale boobu dafa am sax ab filiale bu nekk ci province de Lodi voilà situation bi léegi nag gouvernement Italie wax dëgg yàlla ci farloom def loolu ñuy wax lim njëkk a def moo di ne tëj urgence ba parce que biñ contrôler waa jooju ingénieur boobu de 38 ans biñ ko contrôler ñu contrôler def test tamit tampon parce que dafa am système bu ñuy wax tampon koo xam ne dañ laa bëgg a xam ndax yore nga feebar bi parce que comme ni ma ko waxee feebar bi nekkul ne daf lay dal rek sur le champ nga tëdd mën nga ko yore di doxante ak moom mën nga ko yore sax te symptôme bi du feeñ mooy li dal joueur de Juve bi muy dem di football ndekete feebar baa ngi ci biiram parce qu'il a fallu ñu def tampon du dara mooy benn bant bu ñuy teg ci sa làmmiñ jël sa tiflit dem analyser ko donc waa urgence ba bañ defee tampon ñoo ñëpp ñu gis ne ñu bëri yore nañ ko fi tooguñ 24 heures am yeneen malade yu nekk ci hôpital ba am yeneen malade yu jógee ci biti ñëw kuñ ci testé gis nañ yore nañ feebar bi lii moo tax gouvernement Italie ne xaaral ñu tëb non seulement dañuy mettre en quarantaine wala isoler zone bi mu nekk Codogno ak yeneen 10 villes yoo xam ne ñu ngi nekk ci province de Lodi mu nekk à peu près 50,000 personnes selon moi erreur bi nga xam ne le gouvernement Italie def parce que nag wax dëgg yàlla erreur la wala du erreur mais c'était très difficile pour mu xam affaire bi ni muy yokkee parce que microbe bi kenn du ko gis virus bi day dox te kenn du ko gis mais ci bés boobu su fekkoon ne mettre nañ en quarantaine toute l'Italie peut-être dina wàññeeku mais gis nañ parce que nag feebar bi parce que yow da nga koy jox nit kooku génn dem ci mbooloo joxaat ko ñeneen jox ko famille am ay doomam dem école comme la xew Sénégal dem école jox ko ñeneen nit ku ko yoree su génnee mën na ko joxaat fukki nit ñim contacté mën na leen ko jox xam nga donc mu nekk lu yokk lu gaaw loo xam ne dafa doy waar gouvernement Italie ne effectivement nañ isolé dëkk boobu ñu isolé dëkk boobu bañ ci pare gis nañ ne mbir mi wàññeekuwul dafa yokk ñu ne nañ isolé léegi am na beneen dëkk ci province de Padova
mu ñu tuddee ko Vaud dëkk boobu tamit dañ ko isolé woon mais nag am na par benn ñi ko doon yore foofu ci Veneto looloo tax mbokk yi gouvernement Italie ne woon nañ léegi isoler toute la région de la Lombardie boole ci Veneto ak quelques parties de Emilia Romagna pour xool ndax feebar bi dina taxaw waaye nag erreur bi mu def moo di ne bi mu koy préparé ñu bëri yëg ko dañoo daw ñi taal seen oto dem ci yeneen seen kër ya nekk ci yeneen dëkk lu mel ni sud ba ñi jël train bi keroog biñ ko décidé loolu ne dañoo mettre en quarantaine Lombardie wax dëgg yàlla gare centrale ak gare Garibaldi ci Milan dafa fees ak ay nit pour nit ñi jël train daw loolu nag su nit ñi dawee rek ñi dem train waxalaa ma ne ñi jël avion wala ñi jël seen oto taal ko kenn xamul nu mu toll te nag ñàkkul ci ñooñu ñi ko def su ko benn yoree rek dem ci benn coin rek 1000 personnes mën na ko jox 1000 personnes parce que da koy jox kenn kooku joxaat ko keneen kooku joxaat ko keneen te loolu lu gaaw lay doon voilà problème bi nga xam ne moo ko indi moo nekk ci Italie léegi nag gouvernement bi gis nañ ne chaque jour mbir maa ngi yokk chaque jour mbir maa ngi yokk ba tey ñuy wax fi mu nekk nii fanaa ñu ngi toll ci 17000 cas yoo xam ne yore nañ feebar bi lenn rek moo ci muccal nit mooy nga toog sa kër comme yore woo ko nga toog sa kër bañ am contact ak ñeneen ñi ci biti loolu soo ko defee rek mën na parce que soo toogee 14 jours te yore woo ko wax dëgg yàlla su ma yeboo ne mucc nga ci suñ demee ba 30 avril nag gis fii ba le 3 avril la ñu wax suñ gisee ne feebar baa ngi wàññeeku ci dëkk bi peut-être dinañ jël ne kat ba léegi xeex nañ jéem a fexe ubbiwaat dëkk bi mais nag fekk affaire bi wàññeekul comme ni muy yokkee su ma yeboo ne su boobaa ku ci nekk dinañ dem ba nga xam ne dañuy wax nit ñi sax kenn amul droit dem taxaw ci mbedd mi parce que soo taxaw ci mbedd mi mën nga tase keneen ko tase ci mbedd mi te su ngeen jegee mën nga ko jox voilà li nga xam ne mooy élage rapidement en bref ñàkkul ne am na lu ma fàtte waaw lii mooy presque historique yi feebar bi di wax ne nag feebar bi comme niñ ko waxee xam nga am na ñu naan waaw ab moodu moo yóbbu feebar bi Sénégal mais ñu ngi naan ab allemand moo indi feebar bi ci Europe allemand boobu doon liggéey ci benn multinationale boo xam ne dafa am bureau Chine am bureau province de Lodi moom moo ko fa dugal parce que demoon na fa moo ko fa bàyyi ba tey mu tas ci feebar bi kon nag diw moo yóbbu feebar bi amul njëriñ parce que nag ay nit lañ te dañuy jokkalante dugalante kenn mënu ci dara li ñuy ñaan mooy feebar bi pour mu taxaw moo di ne il faut que vie sociale bi ñu am wàññeeku mais li nga xam ne moo mën jeexal feebar bi complètement mooy ñu trouver vaccin antivirus boobu te nag mbirum xam-xam la mbirum virus mbirum vaccin pour trouver ko dafa laaj temps parce que test yi nga war a def pour ñu gis ne kii non seulement mën na rey microbe bi mais mën na bañ a lor nit ki nga xam ne moo vacciné wu parce que vaccin mën na rey kii bi mais à terme wala ci kanam mën na jox beneen feebar nit ki loolu yëpp ay ceytu la ay te balaa ñu koy lancer il faut ñu liggéey ko tester ko en général ci ay rab suñ jëmee ci rab bi ba gis ne kii bi am na ñu commencé waat tester ko ci ay volontaires humains xool réaction bi xool 1 mois 2 mois 3 mois nan lay réagir ci ñoom suñ demee ba nga xam ne affaire bi c'est inoffensif au corps humain mais offensif sur le virus su boobaa mu door a nekk produit commercial boo xam ne day am autorisation autorité sanitaire mondiale yi ak autorité sanitaire nationale yi pour ñu mun koo def ci pharmacie bi kon nag wax dëgg yàlla. jërëjëf Baye Diouf jërëjëf. defe naa leer waaw ginnaaw Baye Diouf historique bi mu def nii yow tey fa mu nekk nii bu ñu la waxee nga wax ñu niveau bu ñu toll nii actuellement naka la ñuy dundee jàngoro fii si Italie yow moom lan nga saa gis mu nu yokk ginnaaw historique bi. ci man la de. waaw ci yow la waaw. ci yow la Augustin waaw. ma ne ginnaaw historique bi Baye Diouf def rappel bi. tey bu ñu waxee niveau bu ñu toll tey ban jàngat nga si mën a am lan li ngay gis lu ñuy dund. waaw à part li Baye Diouf wax ni ñuy dundee léegi jàngoro ji fii en Italie je pense que leer na ci résidents sénégalais yi fi nekk fépp parce que dañuy tënku rek ci li nga xam ne moom mooy li autorité italienne yi jël niki ay dispositions donc loolu wax nañ ko fi waxaat ko fi donc wàññi dox bi ci biti
bu fekkee tamit da ngay déplacé wu nga am benn këyit buy firndeel lii la tax a jóg parce que ñoom noonu lañ ko tënkee te it boo ko jalgatee donc ay daan mën na la ci fekk donc bu fekkee ne yow da nga génn rek saa nga am autocertification buy wane yow li la tax a jóg maanaam nga fenn wala ngay jéem a jalgati ak autorités yi loolu ay daan mën la ci mën a fekk wala nga bañ ko yor sax disons nga bañ ko yor parce que mun nañ la ci mul mun nga ci dem sax kaso problème bi sax mun na dem ba tribunal parce que dafa nekk ay dispositions yoo xam ne état bee ko jël donc état bi lu mu jël ne lii la ñëpp dañ ci war a tënku respecté ko buñ ko respecté wul day mel ni crime day mel ni rayaatoo la comme ñoom ni ñu koy waxee. exact donc noonu lañ koy dundee wàññi nañu dox bi ci communauté bi jaabante bi kër ak kër tamit wàññi nañ ko. et puis toog nag di xaar tamit évolution maladie bi comme ni ko Baye Diouf waxee peut-être fii ak le 25 wala fii ak 3 avril peut-être dinañ changement di am peut-être contamination yi dina wàññeeku. mën nañ jëlaat yeneen disposition aussi au niveau de l'État pour xam peut-être nan la ñuy changer un peu atmosphère bi nu mu demee fii mais nag c'est une atmosphère triste moom nu ma ko waxee. parce que tam nu mu demee nii day impacté ci domaine yu bëri surtout sur le plan économique. donc am na ñoo xam ne peut-être seen i ay liggéey bopp la ñu yoroon yore ay partita IVA nu ñu koy waxee di def labor autonome ni ñu koy waxee. donc dinañ am ay jafe-jafe. donc ñi nga xam ne tamit dañ doon liggéey subordonné maanaam nekk ay ouvrier wala ci yeneen fan ñooñu tamit dinañ am ay jafe-jafe. loolu nag ba tey état bi da ko caytu gëstu ko def ci ay analyse ba sax nee nañu ñoom développé nañu xaalis benn pot de xaalis boo xam ne dinañu jéem a un peu agevolare nu ñu koy waxee ci italien maanaam. jéem a teggi coono yi nga xam ne yenn entreprise wala ñenn ñi nga xam ne yor nañu ay partita IVA. yenn jafe-jafe yi du leen mën a dal parce que depuis lors. waaw ñu jëlee Augustin point boobu nga important point boobu nga laal point bu important la damay proposer est-ce que duñ ko mën def sax beneen élément beneen point boo xam ne dañ ko coy développer si par rapport yaa ngi fàttali effectivement mesures yi nga xam ne gouvernement bi da koo jël mesures yi tamit yëpp tëbuñ rek jëlandoor yëpp d'une manière radicale à la fois sooy fàttaleku dañoo njëkkoon wax ne kenn warul jógee Lombardie di génn Lombardie dem beneen région n'est-ce pas après après ñu élargir quarantaine bi loolu tamit terminaison boo xam ne la ñu ci bëri ci suñ communauté bi dafa jaxoon seen bopp parce que yaakaar nañ ku ñu wax quarantaine isolé rek yaakaar nga da nga feebar fekk ne wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñun ñi nekk Italie muy Sénégalais yi nekk ci Italie yëpp ak yeneen xeet yëpp ak waa Italie ñun ñëpp dañoo nekk en quarantaine moo di ne munuñ fi ñu nekk suñ amul ay nécessité d'urgence wala pour liggéey wala pour faju wala pour dem jëndi lekk wala jëndi garab amuñ droit génn suñ kër amuñ droit sax taxaw fi am benn motivation boo xam ne moom mooy tax nga mën a déplacer wu ci niñ ko mën a waxee exact boo xam ne nag dañ koy tënk parce que mën nga contrôler boo ko yorul aussi mën nga am ay jafe-jafe tout à fait dégg naa ne sax tey maa ngi koy seetaan léegi ci terrain commencé nañ multu ñu 7000 personnes bi ñu commencé dugal boobu donc loolu mooy léegi nag dañoo d'une manière radicale ñu yeewu nag bàyyoon nañ baar yi ak sax négoce yi doon ubbi mais gis nga dañoo mujj sax baar ak activité li ñuy wax activité commerciale yëpp tëj. lépp lañ service public yi tëjuñu woon mais gis ngeen ci semaine bi IMS tëj na agence de l'Intrant yu bëri ñu ngi tëj te soowatul dinañ yegg si sax ci poste yi tëj leen parce que tey bërki démb ba ma demee poste dafa reelu sax parce que da ngay xaar ci biir ki nekk su génnee yow soo ñëwee sooy jox guichet bi yow ak guichet bi 1 mètre ngeen di dàkk presque da ngay tàllal sa loxo bu sori pour mën jot bagage yi donc loolu tant que ñuy dem te affaire bi wàññiwul gouvernement bi dina gën a jël ay mesures gën koo rendre rigide maanaam gën na dëgëral génn beeg jokkoo bi donc tey fii ci Italie yëpp dëkk yëpp Bergamo Brescia Milan dëkk yi ci Italie yëpp ñëpp ñu ngi toog seen kër mais may nañ leen ñu dem jëndi ay lekk ñëw indi seen kër mais su passé loolu mbirum liggéey ñi doon liggéey ci fabrique yi ñu ci bëri may nañ leen ñu dem fabrique bi mais ci ñaari fan yi ñetti fan yi fabrique yu bëri ñu ngi bàyyi nee nañ seen ouvrier yi wax dëgg yàlla yërëm nañ leen lii mënu leen ci continuer liggéey dem leen ngeen toog seen kër mu nekk nag ay problème yoo xam ne. waaw dama ci wàllu woowu sax ci wàllu woowu Baye Diouf nga jégal ma maa ngi toog fii sax Moustapha moom déjà ci benn usine bu nekk fii ci commune bu ma dëkk lay liggéey ñoom daanaka sax seen usine bi dañ ko
dañ ko tëj à la fin naa ko bàyyi rek mu indi ci quelques éclaircissements. d'accord waaw Moustapha Seck ñu ngi lay nuyu waaw. waaw Baye maa ngi leen di fay. waaw. di nuyu ñi lay déglu ñi leen déglu ñëpp di nuyu El Hadj Kaba. ñu nekk fële depuis Mantois. di nuyu mboolem ñi déglu ñëpp ci kii waaw comme ni ko gis te waxee rek noonu la demee. man yàlla dogal na fi may liggéeyee dafa amoon sax benn cas bu fa amoon ba semaine bële passé ba yàlla dogal moom mu jël yàlla dogal ci li gën moom mu dem. mu faatu daal. léegi balaa boobu sax wàññiwoon nañ personnel bi. waaw wàññiwoon nañ ñi nga xam ne dañoo amoon féer yu bees dañ doon togloon cas la. léegi finalement nag affaire boobu amee ñun ñëpp dañoo mujj togloo kër gi quoi su kan waroon lañ wax waaw. léegi kañ lañ leen togloo ci kër gi kañ lañ leen togloo ci kër gi. depuis avant-hier ah. depuis avant-hier waaw tey le samedi donc presque depuis jeudi quoi lañ leen togloo ci kër gi. waaw depuis jeudi daal dañ dem ba bi ñu demee ba war a liggéey le jeudi lañu oog ñëpp wax nañu toog quoi. te waaw mercredi la waajoo ju décédé. waaw léegi ñu toog pratiquement fabrique bi ñëpp fépp ak production bépp la ñu arrêté quoi. d'accord mais waa ji dafa yoroon feebar bi wala yorul feebar bi wala li tax mu génn àddina bi. daf ko yoroon waaw ci benn département mais fabrique comme dafa ngande. fabrique boo xam ne daal pratiquement ñu ngi ci ay 10 000 personnes xam nga. ah yëpp xam nga moom réparti bi nekkoon ak réparti Vernicature la. xaw na sori na quoi waaw. bokkul yàlla dogal na moom fu ma nekk sorante woon nañ quoi xamante wuñu sax quoi xamuma ko. waaw mbaa ci répartom jotul wàll ñeneen foofu ci répartom. non depuis boobu léegi ñi affaire bi mu ko kii nag ñi nga xam ñoom la bokkaloon réparti yëpp. dañoo leen yóbbu pour ñu tolloo leen kër pour ñu xool yooyu daal. ok depuis boobaa léegi nag mais nag am na ku mu ko daal comme ni ko Augustin waxee rek. fabrique yëpp tëj nañ. waaw te fii nag bëri na fabrique tëj fii ci région bi waaw. bëri na fabrique yu tëj waaw. jërëjëf Tafa Seck donc yow yaa nga du Brescia nga nekk noonu foofu ngay woote nii ci. allo waaw maa ngi Brescia waaw maa ngi Brescia. waaw jërëjëf mbokk yi donc jërëjëf Tafa donc di leen wax ne rek am na mbokk yi may yónnee ay message ne ñu ngi seetaan te ñu ngi jërëjëf Sali Baye Diouf ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi teewlu merci waaw di leen wax ne rek képp koo xam ne bëgg na ci yónnee message mën na ma yónnee message ci suma téléphone comme ça suñ ko liiree jàllale ko ci émission bi waaw El Hadj tu es encore en ligne. waaw maa toujours en ligne. waaw léegi Baye. léegi ginnaaw sa rappel bi ñu Augustin def nii def ni mise à point fu mu nekk xam nga tamit am na tamit loo xam ne war nañu ko bàyyi xel c'est-à-dire conséquence économique bi jàngoro bi indi tey Baye yow tey boo amee daal loo si jàngat lan daal ni mu si mën a wax. waaw conséquence économique bi mooy wax dëgg yàlla fii nekk ci Italie tey Italie mu ngi vivre loo xam ne musu koo vivre parce que. dëgg yàlla am na président Macron sax bu France moom daf ne crise sanitaire bu mel ni gëj na am il y a 100 ans ki nga xam ne moo jiite Allemagne ñu koy wax Angela Merkel moom daf ne crise bi ñuy vivre mooy gën a métti crise yi 2008 te wax dëgg yàlla ku fàttalikul 2008 métti woon na torop ci ñi nga xam ne ñooy liggéey. kon crise bi di dem moo di ne wax dëgg yàlla su fekkee ne entreprise yi liggéeyuñ su fekkee ne nit ñi liggéeyuñ xaalis circulé wul parce que fi mu nekk nii xaalis circulé wul ci dëkk bi bourse bi bërki démb dafa am benn chute bu mag moins 16% loo xam ne wax dëgg yàlla musuñ koo gis ay at a ngi ni kenn musul gis loolu ci Italie mooy koom-koom bi dina taxaw su ñuy wax koom-koom nag. mooy entreprise yi ak liggéeykat yi mooy famille yi alors mesure bi nga xam ne parce que entreprise yi man ñi ma jot a wax rek ne dañ leen mandaré à casa mooy dañ leen toogloo seen kër ne leen si ñi nga xam ne surtout nag dañoo amoon contrat indéterminé dañoo amoon contrat déterminé yu waroon jeex mu fin avril wala fin mars ñu ci bëri dañoo anticiper fin bi ñu toog leen seen kër. évidemment loolu yëpp ñaareel ba beneen ba mooy ñi am contrat indéterminé xam nga tey kuy liggéey ci hôtel même soo fa amee contrat indéterminé sooy bale néeg boo xam ne kenn nekku fa
te 99% am na benn hôtel bu mag bu nekk Rome dama dégg ne benn client moo nekk ci biir xam nga loolu liggéeykat yi wax dëgg yàlla loolu du faute entreprise bi li nga xam ne mooy def mooy mu toogloo à la casa wala mu def la loolu ñuy wax cassa integrazione te loolu si état bi mu dinañ ci ñëwaat gën koo expliquer dinañ la mandare à casa ñi nga xam ne nag seen contrat jeexagul ñu mandare leen à casa évidemment situation exceptionnelle la du yow sa faute liggéeykat bi du faute datore di lavoro mais nag comme sa contrat jeexul même su la toogloo ci kër gi am na ak droit boo xam ne ba bay contrat ba jeex war na ko seq ak yow contrat déterminé nag kenn mënul imposer nit ne su jeexee da nga koy renouveler loolu xam naa ne dina ne peut-être jotagul pour ñu mën ko ceytu ñaareelu affaire ba ah képp kuy liggéey salaire nga yaakaar képp kuy liggéey nekk employé salaire nga yaakaar te xam ngeen suñ mbokk tubaab yu ci bëri ñoom li ñuy def mooy seen dund dañ koy yemale dem leb dañuy leb jënd kër dañuy leb jënd oto dañuy leb jënd ay ameublement donc da ngay gis ko ci fayu presque moom ak jabaram su dee salaire yi ca kër ga 2000 ku ci nekk 2000 euros la muy 4000 euros presque benn 1500 euros bi wala benn 1000 wala 2000 euros bi ci fay ay bor lañ sutura rek lay nit ñi di dundee ñu ngi yore seen kër yore nañ seen oto yu rafet ñu chaque samedi ñu dem nduggi ji sutura ak yemal seen vie noonu la ñuy doxee xam nga ñooñu suñ toogee fin du mois jotuñ salaire 4000 euros yañ doon jot di fay 2000 euros yi di ko fay ay mutuo ak financement jotuñ ko xam nga loolu day métti loolu moo tax décision bi nga xam ne gouvernement Italie jëlagum na ko moo di ne loolu ñuy wax mutuo maanaam bori kër pour fay kër yi mutuo ak financement bi dina demander banques yi loolu nag accord boo xam ne gouvernement Italie da koy def ak banques yi am ndàmpaañ boo xam ne da koy jox banques yi te nag loolu amoon na sax ci crise 2008 bi mooy ñi nga xam ne dañoo am mutuo nañ différé maanaam li leen nit ñi waroon fay nañ ko différé pour 18 mois maanaam ñu aj ko ba 18 mois même su leen ñoo ñu fayul amul problème su 18 mois bi jeexee la ñuy commencé di wax nit ñi nañ commencé reprendre seen mutuo nañ yaakaar ne peut-être duñ yegg foofu sax que situation bi jaaraat ci yoon loolu mooy première mesure bi nga xam ne gouvernement jël na ko alors crise su amee mooy xaalis day manqué parce que xaalis liñ ko xamee mooy circuler te nag xaalis li koy circuler mooy liggéey ak jokkalante mooy tax léegi jokkalante si amul liggéey amul xaalis du circuler te xaalis su circuler wu rek mooy amul crise day am problème day am ci dëkk bi gouvernement Italie wax dëgg yàlla toppatoo na ba am fonds boo xam ne préparé nañ ko mu toll ci 25 milliards d'euros soo ko xayma ci CFA suñ xaalis ci réew xaalis bu bëri la mu ngi toll ci 16 000 milliards pas 16 milliards mais 16 000 milliards de francs CFA loolu lañ bëgg a injecté waat nuñ koy injecté parce que dama yàgg di wax xaalis il faut toujours ñu am kuñ ko wékk xaalis pour mu dox il faut ñu wékk ko xaalis tëdd ca banque ba du njëriñam mais dañ koy wékk ci ay nit te nag duñ ko wékk ci ay bant duñ ko wékk ci ay xar ci ay nit lañ koy wékk donc su may wax nit mooy ñu jéem a xool entreprise yi am problème gouvernement am ndimbal bu mu leen di jox pour ñu mën a fay seeni salaire kër yi tamit ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo bàyyi seen liggéey dem toog seen kër di toppatoo seen xaalit seen doom yi ñu may leen tamit benn bonus la ñuy wax bu pour mën ñu lañ toog ci kër ga ñu mën dimbale lu leen di téyel seen xale yeeg yu mel noonu loolu mooy en gros en général mesure pour faire relancer économique loolu nag dama ciy jàngee lu bëri dama naan wax dëgg yàlla Europe ñoo bëri xaalis waaw loolu foog naa ne ci lii lay feeñ parce que ca guerre mondiale ba même chose la woon États-Unis li ñuy wax plan Marshall mooy jëloon ay milliards dugal ko ci Europe ba Europe koom-koom yi Europe su xolikoon foog naa ne loolu suñ ko defaloon Afrique problème yu bëri dina wàññeeku Afrique parce que nag plan Marshall wax dëgg yàlla Afrique war na ko am parce que Italie rek su dee 16 000 milliards
kële Trump moom xam nga problème fu moom démb wax na 50 milliards la wax 50 milliards de dollars lay injecté waat pour mbir mi départ lii mooy li nga xam ne ci junj rek laay wax ci mbirum koom-koom nan la ñuy fexee koom-koom bi taxaw ñu dooraat ko mu taxawaat lii mooy plan évidemment détails yi ak nan lay demee man li ma xalaat hélas mooy fii ak mbir mi di taxaw wala mbir mi su taxawee da nga dégg ay problème yu bëri ci communauté italienne waaye aussi ci communauté étranger yi ak communauté sénégalaise africaine problème yi mooy affaire yi désoccupation la day jot affaire yi démission wala licenciement affaire yi problème de contentieux avec datore di lavoro affaire yi problème yu bëri affaire yi retraite IMSS yooyu yëpp problème yooyu luy suqalu su looloo tax wax dëgg yàlla ñun yàlla def na ñu taxawaloon benn mbootaay tuddee ko muy syndicat social ñu tuddee ko syndicat autonome des laboratoires africains yi muy des travailleurs africains dans le monde ñàkkul ne ñu ngi demoon sax bay bëgg a ubbi bureau Genova malheureusement mbirum coronavirus mi moo tax projet boobu ñu xaw koo aj mais demoon nañ ba jël place bi doon waxaale beneen place tamit Bergamo après waroon xool Brescia nan lañ koy toxale lii moo tax ñàkkul ne ci période boobu wax dëgg yàlla su mbir mi demee ba taxaw ñàkkul ne lépp luñ ci mën muy ci suñu liggéey waaye aussi ci communication comme bi ñuy def ni ñàkkul ne dinañ ci ñëw gën cee caytu nit ñi gën leen ko leeral lii daal suñ yéene la élage maa ngi jégalu nag question bi moom soo ma joxee rek damay tarxiis dama mën taxaw damay tarxiis parce que nag wax dëgg yàlla ci lay liggéey élage waaw je pense que nag war nañu mën a dellu si un peu ci situation bi au Sénégal ak situation bi ci communauté bi fii pour gën a mën a ñaax gars yi parce que comme ni ñu koy waxee affaire bi déjà un grand débat au Sénégal donc parce que peut-être au début quelques cas la ñu amoon avec des étrangers yoo xam ne peut-être yeneen dëkk lañ jógee woon comme fii ci Europe ak yu demee noonu mais gis nañ ne démb wala barke démb dégg nañ ne am na benn moodu bu ko indaale encore moom foofu au niveau du Sénégal moo indi fa nag benn débat boo xam ne xaw na compliqué jot nañ ci sax stigmatiser un peu moodu yi bàyyi élage yéen ban jàngat ngeen def ci loolu non mais Baye foofu de bu naa relancer Baye sax mu njëkk toog waa Baye fu mu nekk am na ñoo xam dañu ne dañaa bëgg xam est-ce que réellement dëgg la dañu bëgg xam tamit la traçabilité c'est-à-dire moodu ban côté la jógee si Italie pour ti mbokkam yoo xam ne moom la bàyyi fii est-ce que ñu amuñu ko c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne question wala seulement loolu jarul topp parce que secret docteur la du ñu xam nu mu tudd du ñu xam ne ko jógee waaw jërëjëf El Hadj xanaa rek ñu nuyu suñ mbokk mi Gora Kane nee na mu nga dëkk ca Savignano ci Forlì Cesena nee na mu ngi ñuy suivre wax dëgg yàlla di ñuy remercier ci li ñuy waxtaan ci émission bi kon Gora Kane ñu ngi lay nuyu waa El Hadj xam nga mbirum mbokk moomu jógee Sénégal te ñu ne moo fa dugal feebar bi foofu ca Touba dugal ko ci jobotom waaw jógee Italie dem Touba jëlee ko fa déjà man question bi posé naa ko gis naa sax l'honorable député Nango Seck doon ko posé ci Facebook am wax dëgg yàlla mbir mi même pour man mbirum privacy nekk na ci maanaam c'est très difficile ñu naan waa ji mu nga dëkk tel dëkk mu nga nekk ca tel quartier xam nga su boobaa wax dëgg yàlla day nekk loo xam ne loi bi amul droit mais am naa yaakaar ci suma yaakaar yi bopp nag lay wax du lu ma leer mu ne am naa yaakaar peut-être autorité sanitaire sénégalaise yi contacté nañ autorité sanitaire italienne yooyu yëpp ñu jaarale ko par ambassade pour ñu avertir gouvernement Italie pour ñi nga xam ne ñoom la dëkkaloon ñu commencé leen caytu foo loolu foog naa su ko gouvernement Sénégal deful wax dëgg yàlla mooy ci mbirum coopération su ko deful wax dëgg yàlla def na erreur te lépp nag ci doomu sénégalais yi parce que xam ngeen ne waa ji soo watul fii ci Italie mu ngi fa dëkkoon ak ay nit ca këram ba noppi ñàkkul ne aussi mu ngi doon dem daayira kër Sëñ Touba yi comme Touba la dëkk ñàkkul ne mu ngi ko doon fréquenté la te nag ci suma xalaat mais xam nga am na mbirum santé am na ci information yoo xam ne docteur du ko joxe autorité yi duñ ko joxe
mënuñ wax ne waa ji ñu ci bëri ñu ngi laajte pour kumpa waaw ñu ci bëri man mi posé naa question bi mais ñoo ñëpp ñun ñëpp kumpa rek moo tax ñu ñuy laaj man dama ko laajte man ndax wax dëgg yàlla pour xam ndax ci mbirum média pour ñëw waxtaan ci mais nag amuñ droit di publier yenn information yoo xam ne mu ngi jógee pour man am naa yaakaar jarul sax ñu koy xam c'est comme ñu doon wax ndax am na sénégalais yu am feebar bi am na sénégalais yu am feebar bi te du lu bees wax dëgg yàlla nag te du lu bees am na sénégalais yu am feebar bi mais nekkul loo xam ne dañuy ñëw naan diw bu nekk fële dëkk fële tudd ni la loolu kenn ñemewu ko parce que loolu violation du droit du secret médical la te kenn amul te secret médical ci mbirum privacy mooy li ci gën a am importance benn docteur ñemul taxaw fii naan am na sénégalais bu tudd diw du yore feebar bi wala sénégalais bu dëkk mën nañu wax rek comme province de Brescia am na sénégalais yu ko yore loolu du waxoo kenn mais nag mënoo wax ne diw bu dëkk fële am na feebar bi loolu ku ko def dañ lay tëj fii ci réew mi parce que nag droit pénal délit pénal la te nag violation du secret médical wala publication des données médicales loolu kenn waru ko kon donc ñiy poser question bi nañ ba ñu la foofu est-ce que léegi bon sens la jógee fi Italie dem Sénégal pour ñun demande boobu pour ñun émigré yi est-ce que jekk na est-ce que xel may na nit normalement mu quitté fi dem Sénégal dans la situation nu mu critiqué nii waaw loolu ku élage wax dëgg yàlla ku moment bi parce que waa ji nag le 6 mars foog naa la dem Sénégal waaw le 6 mars ak situation bi nii bi ñuy vivre depuis début décembre xam nga bokkul xam nga ba le 6 mars foog naa ne sax commencé wu ñu woon def quarantaine Lombardie ñu ngi commencé woon a def rek quarantaine Codogno ak la ko wër ñaareel bi moo di ne wàññi peut-être ni ñun ñiy tas xabaar bi ak ñu bëri niñ koy xamee peut-être xamee wu ko woon noonu moi je dis jarul ñu koy pointe du doigt moi je dis autorité suñu réew ñoo waroon jël ay matuwaay yu yàgg parce que nag feebar bi gis naa sax ay Sénégal ay sëriñ yu naan sangoo leen dem leen jël këriñ ngeen tàngal ko guux ci sangu ci xam nga loolu wax dëgg yàlla dafa doy waar parce que waaw te këriñ su tàngee. non xam naa séeréer lay wax quoi séeréer lay wax. waaw non bref. tooñu séeréer yaa ngi génne Saalum yaa ngi fi de Saalum yaa ngi fi. non séeréer alors ngëm-ngëm wax dëgg yàlla kenn aayewu ko mais kenn warul yem ci mbirum ngëm-ngëm rek yem ko ci ngëm-ngëm am na sax ñoo xam ne gëm nañ ne feebar bi amul am na ci ñoo xam ne sax dem nañ ne feebar boobu feeñ ci dëkk bu sell bi bu ay nit a bugg a yàq turi dëkk ba mais loolu yëpp wax dëgg yàlla dañ ko xolaat parce que nag wax dëgg yàlla yaakaaruma waa ji tey ko yóbbu feebar ba luñ ko mën a jàmbat luñ ko mën a lim ñu mën naxari dañ xam ne suñ demee ba nga xam ne kii nekk jiite armée italienne ñi koy wax Farina dafa am feebar bi te ñàkkul ne jox na ko ñeneen suñuy wax ki ñuy wax Zingari jiite parti démocratique dafa am feebar bi te ñàkkul ne jox na ko ñeneen parce que nag moom mën na ko gis peut-être am na ñeneen ñu mën waxal jox leen ko te ñooñu après lañ koy gis loolu yëpp mooy wane ne buñ ci vraiment parce que waa ji su sañoon wax dëgg yàlla du feebar su sañoon du jël feebaram parce que njabootam yëpp fi mu nekk nii feebar nañ kon nag loolu daal moom laay wax li nga xam ne selon moi suñu autorités yi dañoo xawoon oyofal mbir mi trop parce que nag moo tax sooy fàttaliku suma waxtaan surtout émission biñ mujj a def ak Augustin foofu ci lii ci diaspora yàgg naa di wax question bi nekkul benn sénégalais yore ko question bi mooy nan la ñuy mën fexee ba nga xam ne sénégalais yi ñu ci bëri du leen dal ak nan la ñuy fexee pour bañ a yóbbu feebar bi Sénégal ba may wax loolu la nga xam ne laa doon wax du dara moo di nekk autorité sénégalaise def communication ne waa Italie parce que nag doomu Sénégal mënul wàcc aéroport Italie aéroport Dakar ñu ne ko doo dugg parce que
mu ngi mel ni nga bugg a dem sa biir kër ñu ne la doo dugg ci biir kër gi parce que nag réew mi ñoo ko bokk ku ci nekk da nga cee am sa wàll mënul nekk mais nag foog naa ne suñ defoon communication muy président de la république muy autorité religieuse yi ñu jëloon communication ne képp ku nekk bitim réew surtout nag ñi dëkk waa Italie ñu ngi leen di ñaan jéggal nañ leen ci waxtu wi wax dëgg yàlla ba ngeen toog foofu ba mbir mi leer ngeen door a ñëw Sénégal. waaw kon bàyyi foofu est-ce que yaakaaroon ne état bi dafa xaw a yéex aussi jël certaines dispositions. waaw dafa yéex a jël disposition parce que xam nga nag parfois dama naan aussi les moyens ñoo manqué les moyens financiers ñoo manqué parce que j'ai senti ca début ba faiblesse ci discours bi gis naa benn faiblesse parce que réew mu amul ay moyens ñu dégg ne 12 postes lal moo fa nekk pour les maladies infectieuses ambulance yi xam nga fii soo toogee dëkk boo toog soo dégloo tuuti rek da nga dégg ambulance bu yu xoromb la waaw ambulance boo oo du mot quelques minutes xanaa temps yi mais soo toog ñu yomb la mais imaginez ñu dem ca ña jël avion ba am na ñu ci bëri ñu ngi ci biir kaw ga ñu ngi ci biir àll ba ñooñu te suñ duggee ci àll ba diggante yenn villes yi yenn kaw ga ak Dakar te Dakar rek moo am structure bu mën toppatoo loolu imaginel kooku balaa ñu koy caytu balaa ñu koy dimbale te def tampon tey dama lay waxal de Augustin man gëm naa ne ngeen baal ma nag gëm naa ne su doon def nañ tampon fii ci Italie ci communauté sénégalaise malheureusement du nekk lu ñuy publier mais malheureusement nee naa ne da nga gis ay cas yu ñu yaakaarul ñaareel ba waa jooju fu yóbbu feebar ba ca dëkk bu sell boobu ak njëkkewul foofu rek parce que Dakar la wàcc te nekkul na ci digg bi am na ñum jokkaaleel ca biir avion ba ñam nekkal ña jóge ci avion bi dañoo tas dem ci yeneen coin maanaam contamination par contact yi. waaw par contact yi donc loolu suñ doon def ay tampon rek comme ni ko parce que li tax nag Italie affaire bi explosé nekkul ne ñu ci bëri dañoo feebar non ñu ci bëri dañoo am doute ndax mus nañ contacter nit nekk nañ en contact nit ñu testé seen tiflit analyse ko gis ne feebar bi dugg na leen donc nekkul ne ca 17000 yi peut-être ñi nga xam ne ñoom nañ gis ne ñoo feebar tëdd avant ñu leen di découvrir motul sax peut-être motul 5000 ñu ci bëri test lañ leen defal parce que su fekkee ne am na ci sa famille am na ku feebar ñu xam ne coronavirus bi moo ko yore ñoom dañuy jóg foofu ña am contact ak waa jooju yëpp fi mus a jaar ci 14 yi passé yëpp dañ koy caytu ñam nekkal contact yëpp ku ci nekk ñu defal la tampon yooyu nag mooy suñ koy def mooy génnee feebar yi donc man fa naa analyse yooyu Sénégal peut-être amul moyen yi parce que nag moyen la laajte maa ngi dégg rek ne États-Unis pour ñu defal la tampon rek presque $3000 ngay fay yaa ngi dégg Italie nag système de santé wax dëgg yàlla c'est presque gratuit et accessible à tout le monde surtout nag tàngi coronavirus bi duñ ci fayeeku kenn kuñ ci war a traité dinañ la traité le système sanitaire national mooy jël en charge mbir mi mais imaginez tey normalement gouvernement Sénégal maa ngi dégg ne école doomi waa ji école bi mu doon jàngee ay 70 élèves ñu ngi leen mettre en quarantaine mais imaginez waa ji ña dëkk ci wetum këram ak ñoom seeti woon yëpp ku ci nekk suñ la defaloon tampon analyser lañ chiffres yi ñuy wax 19 ci wax dëgg yàlla nekkul loo xam ne lu ma neex may wax mais suñ defoon tampon yooyu peut-être chiffre bi dina yokk na ñaan yàlla rek wax dëgg yàlla comme nag Sénégal amuñ moyen yi parce que Italie gis ngeen région Lombardie bi nga xam ne mooy région bi ëpp xaalis fi mu nekk ne dañoo toog sax naan ambulance yi manqué na te li fi nekk ci ambulance affaire bi daf leen ëpp doole. waaw affaire bi daf leen ëpp doole te li nekk ci ambulance fii ci Lombardie ëpp na 2000 ambulance moom daf ne sax soxla nañ encore yeneen 1000 ambulance pour ñu mën taxaw nit ñi may fàttaliwu rek ne mbir mi ni ñu ko waxee gémmiñ du ree jàmm am na benn booy boo xam ne guddi dama fee oo ne moom dafa toog rek yaram benn booy sénégalais maa ngi koy nettali ci rajo defaral suñu bopp nee na dafa toog rek
ñu ne ko dafa toog rek yaramam di tàng booy bi tiit ooma ay 23 heures et quelque ne suma numéro mu ngi ko jëlee ci rajo defaral suñu bopp yaram way tàng xam naa tiit ma ne ko mais da ngay sëqat mu waat ne non sëqatuma waat boo buggul sax ko tudd coronavirus mu tiit ma ne dafa woo ambulance bi 30 minutes mu ngi ci bitit ambulance bi ñëwul man maa mujj ambulance bi mu oowee ambulance bi wax leen ko ñu ne ma effectivement yore nañ numéro booy bi ñu laaj ba numéro la ma wax leen ko ñu ne ma waaw yore nañ ko mais nañu may urgence yi ñoo bëri ba toog na fa à peu près 1 heure de temps après la ambulance yi ñëw jël ko yóbbu ko urgence bañ ko yóbbee urgence ñu caytu ko gis ne tiitaange rek ko jàppoon macha allah mais feebarul dama koy ree parce que ni ma waxee suma yaram a ngi tàng suma ndigli yëpp a ngi tàng booy boobu mujj na ñëw seet si ma suma bureau dañoo ree keroog ba tey ne problème yi su amee wax dëgg yàlla tiitaange aussi da ciy bëri donc li nga xam ne man fi mu nekk nii wax dëgg yàlla képp kuy feebar yàlla rek a xam su sañoon kenn bañ cee feebar mais képp kuy feebar rek na ko defee ci Italie maa yóbbu ko Sénégal wax dëgg yàlla coono la ñu ñaan aussi peut-être am na ñu bëri loolu hypothèse la du preuve scientifique peut-être tàngoor wi suy gën a tàng virus bi dina am na lu mu mën ci virus bi loolu c'est pas vérifié scientifiquement ay docteur rek ñoo ko wax mais nekkul loo xam ne lu leer la waaw nekkul lu leer encore une fois voilà Augustin El Hadj voilà fa naa ne question yi ngeen posé woon fa naa su amul yeneen question ñu xool ci ni ñu ciy demee. waaw Baye dafa mel ni lu ñu jël temps ak bari na. waaw exact parce que ñu ngi waaw commencé peut-être ñu presque jéem a 21h30 waaw. waaw ñu jéem a tënk rek dem ci peut-être laaj yu mujj yi. ndax bu fekkee tam El Hadj yaa ngi may dégg ndax problème yi ni mu demee nii est-ce que Sénégal warul jàng un peu ci Italie bañ li Italie maanaam ni mu dalee Italie ak jafe-jafe ñu am mu am fa. allo man ngay poser question bi wala El Hadj. waaw ku ci mën a tontu rek. nga ne waxataalaal question bi nga ne. voilà problème bi ni mu demee nii Italie ba mu ëpp leen doole. ndax Sénégal warul am benn jàngat bu mu ci def. parce que tamit boo xoolee fii peut-être xaw nañu organiser wu ak lu mu metti am na benn système d'organisation nu ñuy doxalee. boo jëlee nag réewu Afrique yi toujours day xaw a metti mu demee noonu surtout sur le plan disciplinaire tu vois. waaw c'est-à-dire autorité réew ma yan disposition yu gën a dëgg la ñu war a jël ba li daal Italie bañ leen. waaw exact léegi Augustin comme ni nga ko xamee wax dëgg yàlla moyen soo ko amul da nga koy uti te suñu réew ma manqué na ay moyen trop xam nga dafa am ci mbirum feebar bi ku ko yoree dafa am benn appareil bu ñu ooyee ventilateur parce que mooy may sa poumon yi pour ñu mën di respirer normalement benn machine la ñu tuddee ko ventilateur du ventilateur yi ñuy takk ci yi ñuy taf ci nekk ci kër yi mais ventilateur médical la boo xam ne waaw dafa laaj loolu. dimbali ci mu mën a noyyi. waaw dafa pour ñu nit ñi mooy mën a noyyi dafa laaj ay tampon pour test dafa laaj ay moyens yu bëree bëri man de wax dëgg yàlla su ma nekkoon ci place gouvernement Sénégal wala suñ ma laajun ñàkkul ne tamit ñu koy dox mooy activer tout de suite la coopération avec la Chine la coopération chinoise mais aussi la coopération avec l'Union européenne moom wax dëgg yàlla xam nañ ne problème bi nekk na fi mais su ma doon ñëwoon rapidement compte tenu des bonnes relations yi nga xam ne Sénégal am na ko ak Chine ñu gaaw activer rapidement parce que suñ toogee tey ba Chine ñëw indi ay plus de 30 tonnes de fourniture médicale indi ay seeni techniciens ñëw dimbale ko Italie wax dëgg yàlla lu mel noonu suñu réew soxla na ko ci lu gaaw nag ci lu gaaw loolu mooy li nga xam ne parce que moyens yi nga xam ne gouvernement Sénégal rek la am dégg naa président de la République tey nee na hôpital militaire yi dinañ leen jël waaye dañoo war a def même des hôpitaux camping yoo nga xam ne dañ ciy ñaan ndimbal Chine ak yeneen réew ñu jox ñu ko ñu gaaw créer peut-être tabax ci hôpital mënuñ ko comme ni chinois yi def en moins de 10 jours mais jël tente yooyu taf ko jël ay espace réservé ko ba noppi nag demander. je pense que lu mel noonu nekk na sax ci li ñuy waajal parce que nañ ko def ci côté Diamniadio ci d'après réunion bi ñu def tey foofu au niveau de la présidence. exact mais surtout nag moyens yi du question xaalis waaw parce que Sénégal nag loo wax rek ñu créer fi affaire yi milliards demandé mais fexe
gouvernement Chine bi nga xam ne xam na feebar bi am na moyens yi te am na excellente relation avec le gouvernement du Sénégal ñu gaaw jàppale ñu ci moyen il faut su doon téeméeri ambulance lañ soxla lañ am fi mu nekk nii war nañu am plus de 1000 ambulances su fekkee ne docteur ñëpp xam nañ ne docteur yi ay ci mbirum maladie infectieuse yi manqué na ci réew ma fexe des docteurs volontaires un peu partout dans le monde en collaboration aussi avec l'Organisation mondiale de la santé nga xam ne Sénégal ca la bokk ñu jéem a fexe moyens yooyu ñu teg ko Sénégal foog naa ne lii mooy wax dëgg yàlla ci lu gën a gaaw rek mooy lii parce que nag Sénégal amuñ moyen nii ñu gisee ci suñ bët Italie affronté feebar bi ca njëlbeen ba léegi te taxul feebar bi di yokku wax dëgg yàlla Sénégal sori na ci moyens yooyu tey rek maa ngi dégganteeg Seydina Camara mi nekk président seen association boobu nekk Brescia am na benn jigéen bu ko oo dégg turam muy wax ci rajo bi rek mu oo ko te ci sud ba lañu wala ñuy wax ne dëgg ne ko moom daal le 3 mars la ñibbi Sénégal dafa toog ba tey di sëqët yu métti ba noppi put gi di xasan Seydina contacté numéro bi nga xam ne ñooy mais depuis démb ba ci ngoon jotuñu woon ñëw jël ko mais loolu ñàkk ay moyens la rek ñàkk ay moyens la rek est-ce que ndaw si dafa tiit comme suñ booy bi ma oon fii loolu la tiit wala déet loolu wax dëgg yàlla balaa ñu koy xam il faut que ñu jël ko parce que booy boobu moom ba mu demee hôpital ci guddi ay minuit avant 5 heures du matin yeewi nañ ko ne ko yow yoroo dara da ngaa sonn rek demal noppale ko jox ko ay garab yi. waaw man fu mu nekk ni xam nga la coopération pour man dama bëgg ñu accentuer que surtout si chinois yi parce que boo xoolee même ren si fii en Italie. nee na mu ngi demander plus de responsabilité à nos voisins européens. si coronavirus bi. boo gisee les pays limitrophes ku nekk yaa ngi tëj sa frontière. te ku nekk fu mu nekk nii tu as tellement peur dafa am benn psychose boo xam ne moo nekk dans ces mêmes pays européens. la seule chose qu'il faut comprendre mooy l'expérience chinoise bu ñëwee tey ba indi bay jàppale italien ça veut dire pour man foofu daal la ñu war a gën a accentuer. aux États-Unis actuellement jaaxle nañu. donc Europe fii ku nekk sauve qui peut la chinois yi rek lay mën a wax avec leur expérience. peut-être si le Sénégal tend la main aux Chinois peut-être depuis léegi dina baax surtout pour daal gars yi jéem a ñëw jàpp si quoi pour man. tout à fait man chinois yi daal bon loolu évidemment je pense que gouvernement Sénégal ak ñi yore mbirum affaires étrangères xarañ nañ selon moi peut-être ñu ngi ciy xool daal ñu ngi ciy dox yaa ngi dégg donc li nga xam ne moom la ñu war a def mooy fexe rapidement ñu activité relation de coopération avec la Chine ñu def ci ay Chine jàpp ci parce que président Macky Sall ni ma ko liiree moo di ni ma ko liiree rek mooy jaaxle na ci ak ki ko dégg tey muy def conférence de presse bi jaaxle na ci suy dem ba neen faisons tout pour que l'Afrique ne devienne pas le nouveau foyer de la maladie président am na baat yoo xam ne su ko waxee rek da nga xam ne su jógee ci moom rek da nga xam ne jaaxle am na parce que nag nouveau foyer la wax maanaam nii mu ñëwee tas ci Europe su ko tasee Afrique wax dëgg yàlla waxuma la Chine rek mais gouvernement àddina bi yëpp suñ ci jàppul dinañu sonal waaw mbokk yi xanaa ñu leen di fàttali rek ne yéen a ngi déglu rajo Defaral suñu bopp muy émission spéciale boo xam ne ñu ngi koy def ànd ceeg waa Diaspora Vision kii di Augustin Faye kii di El Hadj nekk ca Brescia kii di El Hadj Kabo nekk ca Mantova maa ngi juub naan Brescia mais Brescia ak Mantova dafa jege ba nga xam ne dañu ngeen jaxasoo ba dafa mel ni benn dëkk la mais Mantova soriwul Brescia mais benn dëkki boppam la El Hadj Augustin xanaa liñ ci mën a wax bëri na te presque léegi dépassé nañ 1h30 de temps bi xanaa rek dañ leen di bàyyi su fekkee ne am na lu ngeen ci mën a yokk lu ngeen ci mën a jeexale ñu jeexale ci loolu. waaw jërëjëf Baye Diouf xanaa muy nekk tàggoo bi rek. di ñaax Sénégalais yi rek ñu gën a jël seen ay matukaay donc disposition yi nga xam ne état italien jël na ko. ñu jéem ko respecté ba fu muy jeexee daal man loolu la amoon pour tàggoo. tout à fait. waaw di la remercier di la remercier surtout. waxtaan bi nag dañ ko war a faral daal di bëri. surtout si rajo dafa suñu bopp. waaw ñu gën a waxtaan chaque fois di ñaax parce que comme fu mu nekk ni kenn du bouger. on a besoin surtout de communiquer avec la communauté. tout à fait di fàttali rek
nañu bàyyi xel si nguur Italie lu ñuy wax état italien lu ñuy wax ndénkaan yi surtout nañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax. nañu bàyyi tamit di alarmé wu c'est-à-dire nañu référé wu si foo xam ne fa la ñu war a référé am na ñoo xam sont des personnes fidables ñëm saa boo jaaxlee fexeel ba déggante ñëm nañ la mën a dalal nañ la mën a conseillé te nañ la mën a orienté. il faut que ñu nangu que virus bi am na te jombul képp kuy sénégalais mu ngi si suñu biir nañu dal. jéem a xool saa bu ñu amee loo xam ne rek daf ñuy ëpp gis nga jàngoro bi y a des ministres y a des nangam ku nekk la dal. ku mu dal ko daal yëg nga sa yaram loo xam ne daal xaw nga si ñaaw njott rek génnal fagartu si commencement si teel moo gën nga dem ba affaire ëpp la doole. jaratul làkkatu. jaratul làkkatu. jarul làkkatu de moom lii moom jarul nëbatu jarul làkkatu. nañu raxas loxo yi nañu toog nañu yem bu baax a baax foofu ne occasion la bu ko sax au moins ñu mun noppalu ñu mun dallu bu baax a baax Baye Diouf di la sant di la gërëm xam naa di la wax très prochainement si beneen numéro bu soobee yàlla. waaw jërëjëf Augustin jërëjëf El Hadj Kabou seen taxawaay tey ci émission rafet na mbokk yi yéen ñiy déglu ci loolu noonu ci Augustin jaaxale noonu El Hadj Kabou jeexale noonu la ñu bëgg a jeexale ak yéen di leen wax ne wax dëgg yàlla bàyyi leen question ndax dal na sénégalais wala dalul sénégalais loolu bàyyi leen ko bu leen jéem a xool ban sénégalais la dal amulul kenn njëriñ lu dul kumpa rek li nga xam ne moom lañ leen di wax mooy li El Hadj wax toog leen seen kër yi moytu leen jël leen précaution yooyu nga xam ne El Hadj lim na ko Augustin lim na ko ngeen def ko pour feebar bi ngeen mucc ci seen njaboot waaye ndax dal na sénégalais ndax dal na beneen sénégalais loolu du bàyyi leen ko parce que duñ leen wax mukk dal na sénégalais wala sénégalais ba ko yóbbu Touba fam dëkk foofu loolu nekkul suñu problème yi autorité li mën nañ ci wax nag suñu àq ne suñ sañoon kër gam dëkk na fa autorité italienne yi di dem caytu loolu ñàkkul ne peut-être ñu ngi koy def mais nag nañ bàyyi dañ kumpa bi di laajte loolu kumpa bi fi mu nekk ni feebar bi dañ ko dépassé li nga xam ne moom la ñu war a def mooy fexe jël suñu matuwaay toog ci kër yi di raxasu di lekk bu baax nag waaw di lekk vitamine C di toppatoo suñu yaram bu baax waaw pour que feebar bi ñu mucc ci te jinjeer bi ak limon bi ak jinjeer bi ak limon bi effectivement kilo jinjeer sax dafa yokk keroog maa ngi dem rek jënd gis ne toll na ci kilo bi presque mu ngi ci 6 euros xam naa ne demande bi moo bëri moo ko citron bi waaw yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne la ñu war a def El Hadj li nga xam ne moom nga mooy wax dëgg yàlla rajo bi man xam nga doon naa fi def ay émission hebdomadaire ci benn rajo bu nekkoon foofu Brescia chaque samedi ay 2014 2016 peut-être jot na ñu def ko ci moment bi nga xam ne nit ñu bëri ñu ngi nekk suñu kër ñu tuddee ko waxum corona waxtaanu coronavirus que une fois par semaine ñu def ko jël man bëgg naa sax ci biir semaine bi di def le journal du coronavirus ci rajo bi maa ngi ci waxtaan ak Augustin maa ngi koy di ko fàttali aussi na defar jingle bi nga xam ne chaque jour information yi génn te réew Italie joxe ko la ñuy faram-fàcce séddale ko ñëpp jot ko loolu incha allah bëgg naa ko def kon nag mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen jox rendez-vous tamit samedi prochain fii ci rajo Defarel suñu bopp live ñu def ko ni ñu ko defee def ko connexion kii nekk Mantova kii nekk Brescia ñu def wax bi Augustin ñu ngi lay nuyu di la gërëm di gërëm sa dëkkandoor Tafa Seck ñu ngi lay gërëm yow it El Hadj di nuyu waa Mantova ba beneen yoon jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di terminer ak musique yi Pape Diouf bi di wax Demba Waar nañ bay waar wi wax dëgg yàlla fi mu nekk nii mënuñ bay waar wi nañ ñaan jàmm am na beneen wëy xam naa ne dinaa ko dugal boo xam ne kii Seck wëyoon na ko rakki coon Seck bi nu mu tuddati bref nu mu tuddati wëykat boobu déedéet keneen ki waaye ki nekkoon ci mbokk du rakkam mais jarbaatam la wabe fàtt naa Assane Ndiaye waaw Assane Ndiaye donc def na ci benn woy moom sax ci Sida la ko defoon mais tudduloon Sida mais woy bi soo ko déggee day mel ni c'est actuel ci mbirum feebar baa ngi yokk tubaab bi gëstu na te gisugul garab bi koy faj loolu yëpp xam naa dinañ ko dugalaat ci rajo bi waxtaan ci yéen mais tey musique bi nga xam ne moom lay terminer mooy musique yi Pape Diouf Baye Demba Waar
wax dëgg yàlla nañ dem bay waar wa waaye fi mu nekk nii nañ daw feebar bi mooy slogan bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf Augustin jërëjëf El Hadj ba beneen yoon jërëjëf. Bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar